bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa an siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqatil faa'izin ar-rabihin amma ba'du. Ginnaaw bi ñu sant yàlla kon julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu si kon ci téere bi maanaam ci téere bu am solo boobu mooy al-Kunûz al-'Ashara bu Sayyidina wa Mawlana al-Imam al-Mu'azzam Cheikh Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani. Téere boobu comme niñ ko gisoon nañu al-Kanzul Awwal ci lañ nekkoon maanaam kanzu bu njëkk bi maanaam kon kanzu mooy trésor donc ci 10 trésors yi lay wax kon dafa jël ci li aju ci xaqaayiq yi ak maarif yi maanaam mu def ci ab téere boo xamante ne téere bu am solo la mu dajale ko mu nekk fukki tom yoo xamante ne daf ci traité kon sujet yooyu quant à kii bu njëkk bi tom bu njëkk bi ci lañ nekkoon mooy moom la tudde woon al-Kanzul Awwal bon gisoon nañ ci al itlaq wa taqyid loolu partie boobu gisoon nañ ko ba jàlloon nañ ko ba lépp li nga xamante ne aju woon na ci loolu leeroon na walla alhamdulillah kooku moom tegoon na ko mu desoon ñu gisoon tamit li nga xam ne moom mooy awalimul insaan foofu lañ tolloon awalimul insaan maanaam mooy li aju ci nit ñi doomu aadama borom subhaanahu wa ta'aala bi mu ko sàkkee dafa am ay àdduna yoo xamante ne daf ko bind ci moom maanaam doomu aadama du benn élément kese bu nekk nii mais dafa am ay univers yoo xamante ne moom la yàlla dëxëñ ci biiram ce qui veut dire que doomu aadama dafa tuuti nii ci jëmmam mais xaqiiqam mooy réalité am ak li nga xamante ne moom moo aju ci ay mbiram maanaam du bari la te lu rëy la bon bokk na ci àdduna yi nga xamante ne moom lañ gisoon moom mooy gisoon nañu yaram al jism gisoon nañu xol al qalbu gisoon nañu bakkan al nafs gisoon nañu ruux mooy l'esprit ruux gisoon nañu al aqlu ba gis al aqlu mooy xel mais gisoon nañu leneen loo xamante ne ci biir al aqlu maanaam leneen loo xamante ne moom mooy al aqlu saami mooy xel mu rëy mi xel mi nga xamante ne mooy xel mu rëy mi te mooy xol maanaam ci xol la nekk xel dëgg li ñu naan xel dëgg vraie intelligence nekkul ci bopp nekkul ci yuur gi mais ci xol gi la nekk mais loolu tamit ak li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci wàllu googu gisoon nañ ko ba gisoon ci yu mujj yi maanaam ni borom bi subhaanahu wa ta'ala di jëlee yenn xol yi sax di ko bon gisoon nañ tamit dee mooy almawtu dee dégg nga léegi gisoon nañu ci xol yi nga xamante ne moom mooy xol ni borom bi def ba yenn xol yi sax mu di ko dëppaleeg yenn xolu yonent yi alayhi salaatu wassalaam ak yooyu bon loolu yooyu par contre loolu ci lañ nekkoon ci développement yi ci waa ahlu diwaan ak maanaam ponkal yi afraad yi mafatih yi mafatihul kunuz yi waa ahlul itlaq yi et cetera. léegi dañuy gis li ñu tuddee alamul xayal ci jotaay bi ñu mujjee def ci kunuz il y a quelques mois gisoon nañu alamul xayal tàmbale woon nañ début bi mais comme yaakaar naa quelques phrases rek lañ ciy jotoon a wax moo tax dañ koy tàmbaliwaat maanaam alamul xayal ab àdduna la mooy àdduna janeer maanaam àdduna janeer al xayal mooy janeer maanaam mooy loo xamante ne dañ lay jox image bu benn affaire loo xamante ne en réalité existé wul mais mu mel ne existé na loolu mooy xayal mooy li ñuy wax ci tubaab fiction voilà donc alamul xayal moom ci tubaab dañ koy wax le monde imaginal voilà le monde imaginal lañ koy wax ci tubaab
wala le monde de la fiction. maanaam kon nit ci biiram am na lu ñuy tuddee alxayal mooy fiction mais xaqiqatan alamul xayal adduna la boo xamante ne adduna bu rëy rëy bu doy waar la boroom xam maanaam wàllu yi maanaam aarif billaahi parce que alamul xayal xam-xam la boo xamante ne li ci aju ci xeeti xam-xam ñi nga xam ne ñoom ñooy aarif billaahi ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo comprendre saisir li ci nekk même bu fekkente ne ñeneen ñi dul aarif yi dinañ ci am yenn notion parce que mënuñu ko weddi maanaam tey mënuma weddi loo xamante ne c'est juste imaginal comme ça c'est imagé mais ça n'a pas une réalité amul réalité ci biti loolu mënuma ko weddi parce que lu tax parce que su may nelaw dinaa gént te gént googu xam naa ne nekkul ci réalité bii nii mais beneen réalité la nekk maanaam mooy sama jëmm tey bu may nelaw gis ngeen damay gis may gént yu bëree bëri yoo xamante ne man xam naa ne amul fii nii dëgg-dëgg voilà comme par exemple ma gént di daw ay xel yoo xamante ne mu leer ma ni man manuma dawee nii te du ma sonn loolu wala may gént di tëb ay di naaw wala may def loo xamante ne dans la réalité manuma ko wala ma gént tout simplement am sama benn jëmm bu nekk États-Unis beneen jëmm ji nekk Inde et cetera ma nekk fii nii ba pare nekk ci kaw lal bi en même temps di gént di dox loolu kooku monde la boo xamante ne du luñu maanaam lu imaginal la voilà wala c'est plutôt imaginaire loo xamante ne ça relève de la fiction voilà mais monde la quand même bu réel en même temps c'est-à-dire que moom dafa nekk entre réalité ak voilà maanaam ak ne existé wul inexistence voilà entre l'existence et l'inexistence voilà alamul xayal monde la boo xamante ne tamit nit ki bu ciy dugg donc souvent daf ciy duggee ci buy gént buy nelaw maanaam bu moment bu muy nelawee xol bi lay amee benn puissance boo xamante ne dafay génn parce que yaram bi maanaam c'est-à-dire que les 5 sens là comme ni ñu koy waxee dañu affaiblir donc il y a un 6e sens qui se développe maanaam buy développé wu loolu moom moo tax xolam di mën a dugg ci àdduna boobu ci moment boobu mais am na beneen affaire bu am ci xayal mooy tey xam nga lu tax nit ñi mënuñu koo weddi tamit mooy am na loo xam ne tey comme par exemple bu ma taxawee ci kanamu seetu bi dinaa gis benn image boo xamante ne dafay refléter wu di ma jox sama bopp ba pare man daf may leer ni kii du man mais en même temps daf may ci benn wàll mais ci beneen wàll daf may leer ni kii man a maanaam loolu mooy xayal voilà maanaam mooy loo xamante ne c'est un monde bo maanaam parce que xam naa ni image bi may gis nii non seulement existé wul fi ma koy gisee c'est-à-dire ci ginnaaw seetu bi mais aussi nekkul ci seetu bi ci jëmmi boppam ba pare nekkul ci sama diggante man ak seetu bi te leer na man image bi existé na ndax maa ngi nii di ko gis mun maa weddi ak na ama voilà loolu parce que dafa loolu li gën a pratique ci li bokk ci alamul xayal mooy loolu loo xamante ne kenn maanaam na nit ku mus a gént boo ko tegalee loolu dina xam ne lii nga wax dëgg la mais ba pare aussi nit ñi li ñuy duggee ci xayal comme dafa wute mooy man tey bu ma taxawee xool image boobu selon verre bi nekk sama kanam selon seetu bi nekk sama kanam maanaam rëyaayam wala tuutiwaayam wala yenn dimension yi ci la sama image di reflété wu léeg-léeg mu jox ma image bu gën a tuuti man bi ma am léeg-léeg mu jox ma image bi gën a rëy bi ma am tey film bi tey boo ma filmé li ngay gis ci film bi munoo weddi ne man la maanaam ci benn côté da ngay leer ni kii man a kii de Modou Moussa mi ngi nii mais en même temps da nga naan du moom parce que ci beneen côté aussi am nga yaqin maanaam certitude que ni kii du moom te ñaar yëpp dëgg lay doon parce que alamul xayal adduna la boo xamante ne mboolem mbir yi impossible dans la réalité maanaam ci suñu adduna bii foofu daf pas possible ba pare adduna la boo xamante ne en réalité suñu adduna bii ci adduna boobu la bokk
parce que adduna la ba pare mooy adduna bi gën a rëy bi borom bi bind subhaanahu wa ta'ala mooy ardullahi al-wasi' suufa si yàlla su yaatu si parce que borom subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne dafa bind bon loolu dinañ ci ñëw mais suuf mais pour wax ne maanaam xayal loolu il faut que ñu comprendre maanaam looloo tax maanaam le fait que mu nekk intermédiaire entre lu réel maanaam l'existence ak l'inexistence et en même temps mu nekk l'existence bi gën a yaatu maanaam deux côtés mu nekk l'existence totale beneen côté mu nekk l'inexistence totale le néant total loolu moom moo tax ñu tuddee ko barzax moo tax ci yenn ibaaraat yi ñu koy wax alamul barzax et que alamul barzax xam-xam la boo xamante ne moo tax xayal moom la ñuy wax alamul barzax le fait que par exemple muy am symbole c'est-à-dire que muy am ay réalités yoo xam ne dañuy jël ay symbole parce que alamul xayal looloo fa am alamul xayal adduna boobu il y a que loo xamante ne lu réel day jël symbole ba jël symbole loo xamante ne dafa impossible mu soppeeku mooy comme yàlla pourtant nit ñi mën na gis yàlla ci gént mu gis ko ak jëmm te ànd ak ne yàlla amul physique voilà léeg-léeg par exemple mu gént par exemple loo xamante ne ci suñu àdduna bii nii boo ko transposé en une réalité bi mu lay jox mooy lan mooy xam-xam par exemple mais yow nga gént ko ci àdduna boobu mu nekk meew mooy naan maanaam nit ki suy nelaw di gént mu gént day naan meew li muy tekki mooy xam-xam buy ñëw ci moom mais am na rapport bu direct entre àdduna boobu kon ak suñu àdduna bi parce que luy feeñee foofu ci fii loolu tax ñuy mën di firi gént en fait parce que sur loolu interpréter gént day impossible totalement mais le fait que àdduna bii nii bokk ci boobu moom moo tax ñuy mën di firi gént yi mais comme par exemple meew bi bu ñu xoolee am na rapport ak xam-xam loolu moom moo tax xam-xam fii nii di feeñee foofu en tant que meew par exemple rapport bi moom mooy le fait que meew mooy aliment bu complet bi nga xamante ne moom mooy dundal lan yaram noonu la xam-xam nekkee li complet nourriture bi complet bi dundal ruux par exemple et cetera toppal loolu ci maanaam mboolem mbir yi nga xamante ne boo géntee lii lay tekki nga gént lii mu tekki lii et cetera léegi le fait que mu nekk kon monde boo xamante ne gént gi xam nga gént kon monde la boo xamante ne ay misaal ngay gis maanaam donc muy symbole ay symbole la loolu moom moo tax adduna boobu ñu tuddee ko alamul misaal en même temps maanaam kon xayal dafa am ay tur yu bari bokk na ci kon lan alamul xayal mooy bi gën a siiw mooy en tout cas bi ñuy wax ni mu bi gën a commun dañ koy wax alamul barzax barzax boobu tamit dinaa ci ñëwaat léegi insha allah lu tax ñu koy wax alamul barzax aussi dañ koy wax alamul misaal dañ koy wax alamul maani maanaam mooy sens pourquoi parce que yi nga xamante ne dañoo am des caractères abstraits ci suñu àdduna foofu day am ay caractères concrets ay aspects concrets lay am xoolal tey lu abstrait comme voilà comme xam-xam bi ñu doon wax sànq xam-xam dafa abstrait maanaam kenn mënu ne la xam-xam a ngi nii ñu mën naa ko laal téye alors que ci foofu noonu day nekk meew maanaam boo xamante ne loo xam ne dafa concret voilà comme par exemple loo xamante ne comme li yent bi ne sallallahu alayhi wasallam ne ajjuma bu yowmal qiyaama xam nga les jours la ajjuma ce sont des ajjuma ñu ne tey la ajjuma fi mu toll man li ma ci mën a xam rek mooy jant bi ni mu soowee kii et cetera ak yenn acte maanaam yenn mbir yu particulier yi ma ciy yëg wala yi ma ci def mais ajjuma en tant que tel loo xam ne benn jëmm la bu ñu téye en tant que tel en fait amul suñu adduna bi alors que bu yowmal xiyaama ajjuma day ñëw yor benn forme xale bu jigéen bu rafet par exemple jëf yi
maanaam lépp lu ñu mën a yooyu arabe yi arabe mooy phénomène loo xamante ne c'est un phénomène c'est phénoménal maanaam c'est l'ordre du phénomène mooy jëf un acte amul lu ñuy amul xam nga tey sama wax jii nii wala jëf ji kenn mënu ko maanaam kenn mënu koo jëmmal yaa ngi dégg def naa nangam wala wax naa nangam kenn du ko jëmmal alors que bu yomal xamee dañ koy peese dañuy peese jëf yi c'est-à-dire parce que dafa léegi yor ay volume ak ay aspects yu concret yu mu yor loolu moom moo tax nit ki su yéenee su demee amee benn yéene ci def lu baax wala yooyu dans notre monde rien ne se passe mais dans le monde imaginal donc da xayaal am na lu fay xew mooy dafay am benn nit ki boo yéenee benn day am benn jëmm joo xamante ne day yor forme bu précise ak lan ak yor xet bu précise et cetera boo xamante ne selon yéene bi lay doon ak rafetaay wala ñaawaay boo xamante ne day proportionnel ak yéene bi mu yéene ba de ce fait acte bi day moom mooy contenir acte bi maanaam mooy mbuus bi nga xam ne moom mooy contenir acte bi pour léegi nag mu selon yéene bi ci lay amee doole mën a yéeg wala mu duñ ko yéegi wala boog su yéegee ñu comptabiliser ko comme étant lu bon wala lu baax comme la Alxuraan ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ci moom la kàddu yu tey yi di yéege moom mooy yéene bi mooy kalimatu laa ilaaha illallah ba pare jëf ju baax moom moo loolu mooy yéegi jëf ju baax ci donc kon ñun suñu àdduna bi ñu nekk maintenant lu tax ñu kon barzax parce que xam nga nit ñi bu ñu deewee entre àdduna ak lan ak allaaxira am na benn àdduna bu ñu tuddee barzax boo xamante ne àdduna boobu en même temps réalité yu fii dañ fi am mais réalité foofu dañ fay am mooy tey xoolal imaginer ki dee yow nga di ko xool lu la xoolal rapport bi am ak xayal tey nit bu deewee ñu rob ko da ngay gis yow mi koy xool ci sam xel da nga naan kii de dafa tëdd dañ koo tàllal dafa noppi wala genre yooyu maanaam dafa dee kon maanaam dafa dee complètement kii moom amul yëngatul dund nekkul ci moom waxut deful dara alors que dans la réalité c'est-à-dire ci kon alamul xayal c'est-à-dire que ci barzax ba mu nekk dégg nga barzax ba mu nekk day wax dañ ko yëkkati toogal ko di ko questionner muy tontu ñu koy xéewal wala ñu koy mbugal te loolu mooy réalité bi comme ni nga xamante ne noonu ngay fekkee nit tëdd di nelaw nga jàpp ne kii day nelaw instant bii ni yëgul dara ndekete moom dugg na ci beneen àdduna boo xamante ne mën nga fay gént ay affaires yu neex wala yu naqari tout simplement donc parce que donc maanaam c'est un monde intermédiaire isme ce monde intermédiaire la entre yii xew fii maanaam ak yeneen lépp nag loo xamante ne dafa nekk intermédiaire entre deux choses loolu barzax la moo tax alamul barzax dinañ ci ñëw insha allah mooy adduna bi nga xamante ne mooy li nga xamante ne xam-xam bi ci aju xam-xamu barzax maanaam xam-xamu alamul xayal mooy xam-xam bi nga xamante ne nit ki su ci amul mainmise bu total prise xam-xam bu leer moom kooku moom mooy kooku waajooju du ab aarif billah parce que mënul nekk aarif billah lu dul xam-xam boobu daf ci am mainmise bu clair voilà daf ci am ay précision yu leer ay fondement yu dëgër këcc xam ko xam bu wóor parce que aarif billah bi yow ni ngay mën a nekkee de temps da ngay mën a duggee de temps en temps ci gént di bu dund beneen réalité moom noonu lay mën a nekkee nii du toog ñépp toog muy dund beneen réalité maanaam dugg ci alamul xayal ba keroog mais dafa bref c'est-à-dire que ba keroog ñu koy xëcc c'est-à-dire que kiy nelaw bu yeewoo day daal di comme génn day génn ci monde boobu. ni ki noonu aarif bi maanaam bu demee ba yëg ba delloowaat ko ak yëg-yëgam
yëg-yëg gi mu àndaloon maanaam mooy sens normal yi day génn ci contemplation boobu mu nekkoon wala témoignage réalité yooyu mu nekkoon te xamu ko woon loolu daf ciy génn. voilà am na nag ñoo xamante ne dañuy mën a boole ñaar yëpp en même temps c'est-à-dire que nekk ñu lucide fii ñu ne et en même temps ñu dugg ci boobu monde te loolu mooy le but recherché maanaam ngay mën a réaliser ñaar yëpp en même temps loolu tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bu daan dugg ci alamul xayaal boobu da ngay gis daanul moo tax moom nelaw daanul yàq njàppam sallallahu alayhi wasallam loolu nelaw daanul yàq njàppam parce que moment bi muy nekk en même temps ci biir adduna boobu alamul xayaal ci lay en même temps day transposé wu fii nii mu yëg maanaam mu am yëg-yëgam fii léegi en même temps ce qui veut dire que ni amul benn intermédiaire bu dox digganteem ak par exemple nit ki xam nga bu nelawee ba gént rek mooy nelaw yi profond na alors que moo tax te loolu moom moo dee dox tax parce que puissance boobu mu amoon ci di mën réaliser loolu nga xam ne xolam day yeewu d'ailleurs loolu la doon wax bi ñu ko nelaw mu danaan nelaw du jóg mën a julli et cetera daal yàq mais dafa ne parce que man samay nelaw sama xol du nelaw parce que moom xolam du nelaw sallallahu alayhi wasallam nit ki lu muy gën di puissant nag ci wàllu yàlla tamit day dem niveau boobu day yéeg petit à petit ci niveau yu mel noonu xolam du nelaw maanaam moom day nelaw mais xol bi day am benn day yeewu nekk ci di sikkar wala muy xalaat yàlla wala muy nekk ci di préoccupé et cetera alamul xayal alam la adduna la boo xam ne maanaam barzax plutôt barzax mooy lépp loo xamante ne dafa dox diggante ñaari mbir bu ñu xoolee dafa am lu ñuy wax xadara boo xamante ne xadaratul adam la mooy l'inexistence totale le néant mooy loo xamante ne du am mukk te mësta am te du am beneen xadara boo xamante ne kooku xadaratul wujud la maanaam mooy foofu benn présence la boo xamante ne li am sphère la boo xam ne li am fa lay ne mais mu am ci diggante bi lu ñu tuddee xadara te kooku mooy yàlla moom mooy waajibul wujud mooy ki nga xam ne en réalité moom rek a existé leneen lu dul yàlla dans la réalité mooy existé wu. léegi ñu tudd ndax ñi ci des ñu tudd xadaratul imkaan mooy donc présence bi nga xam ne sphère bi nga xamante ne possibilité yi foofu lañu ne donc yàlla dafay amal li day amal lan day amal li ko ci neex ñàkkal lu ko ci neex ce qui fait que xadaratul imkaan boobu loolu da ngay gis moom mooy barzax entre l'inexistant le néant et li nga xamante ne maanaam existence am dafa obligatoire ñaar ñooñu noonu am na seen diggante loo xamante ne moo tax barzax la parce que lan dafay yor toujours caractère benn ci ñaar yële comme dinañ ko gis ci buur bi nga xamante ne maanaam buur reine bi nga xamante ne dafa bëgg pauvre bi ci suuf maanaam bi nekk ci bas peuple bi maanaam ñoom ñaar mënuñoo daje fenn ci ñaari dëkk yi ñaari kër yi voilà kii mënul dem ci néegu ñax bi bu reine bi et que pauvre bi tamit mënul dem ci palais bi waa ji moom xamul palais il faut ñu am fu ñu daje doon dinañ ci ñëw léegi insha allah ci texte bi mais xoolal tey comme par exemple benn grain wu maanaam doomu boo xoolee benn doomu pepp dugub wala pepp wala doomu gerte nga xool ko dafa nekk entre luy dund ak lu dee voilà parce que ngooñ mi kii nangam yooyu ba mu kii dem na après tëdd na dee na mais boo xoolee kii bi garab gi ci boppam maanaam li ko jox fruit maanaam xam nga doomu gerte googu moom moo jox ngooñ mi nangam et cetera mu dund mais en même temps moom nii mu nekkee nii mënoo wax ne daal dund day dund comme nen bi rek ni mu nekkee diggante cuuj bi ak ganaar bi et en même temps maanaam mu nekk diggante lu dund luy dee maanaam fi mu toll
ak yeneen yoo xamante ne maanaam tout le temps day am benn rapport boo xam day am benn réalité ci ñaar yëpp en même temps voilà xoolal tey par exemple ker moo tax alamul xayal li tax mu xaw a jafee mu kii ñu préciser ko parce que lu tax ñu taxaw ci ni kii bi mooy dafa important en fait parce que soo ko comprendre yu bari ngay comprendre ker xam nga ker ak naaj am na benn ligne bu nekk seen diggante boo xamante ne mëneefu koo laal maanaam parce que ligne bi soo ko laalee yaa ngi soit ci ker gi wala yaa ngi ci naaj bi mais ligne boobu am na te réel na mais sauf que dans la réalité nii mëneefu koo déterminer mais existe na loolu la ñuy wax barzax mooy loo xamante ne dafa dox diggante ñaari mbir yu ne voilà et cetera donc alamul barzax adduna la boo xamante ne kon mais muy alamul xayal moom moo yilif yeneen adduna yi maanaam parce que li nga xamante ne moom dafa maanaam tey lu ma bëgg a jël transposer ko feneen il faut que mën naa fa jaar voilà mais comme dinañ ci ñëw ci détails yi insha allah loolu ñu introduire foofu maintenant nag réalité am lan la réalité mooy dafa am benn suuf foo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy suuf si mu bindee woon moom Adama alayhi salaam suuf soosu mooy banit googu bi mu ci bindee moom Adama alayhi salaam après da kaa yaatal yaatal ko ba nga xamante ne mu ëpp maanaam bu ñu jëloon asamaan yi suuf si kursi yu arrache lépp dugal ko ci day mel ne benn jaaro bu ñu sànni ci àll nga xamante ne tout le temps day am ay ñu ci juddoo ñoo xamante ne ñuy dund lañ moo tax loolu moom moo tax nit ki mat mooy ki nga xamante ne mooy looloo tax aarif billah bi di mën a delluwaat foofu loolu tax tamit lépp nekk cosaanoo foofu moo tax lépp kii ard moom lañ naan ardu simsima moom la ñuy tuddee ardu simsima suuf soosu foofu loolu mooy alamul xayal awliya yu mag yi dañ koy xam dañ fay dugg mais loolu dugg gi du physique mais léeg-léeg ñu dund woo xamante ne day am ay réalité ci physique bi parce que comme tey par exemple am na mbir yoo xamante ne dafa impossible comme tey par exemple jël lu tuuti dugal ko ci lu tuuti tey xolal tey par exemple buñu nee salle bi ñu ne nii ñu jël ko dugal ko ci kii bi ma téye nii nu mu tudd gobelet bi ma téye xam nga loolu cim xel rek danaa la loolu mënta ne mais gis nga foofu loolu mën naa nekk foofu comme par exemple benn jëmm rek nekkandoo ci ñaari place yu wuute comme tey man mi ñu di ma gis fii en même temps ñu di ma gis ci beneen place ma toog fa maanaam di ma gis ak sama jëmm ji loolu xam nga mënta ne ci suñu àdduna mais pourtant ci alamul xayal mën na ne et que wàllu yi léeg-léeg dinañu dem ba dugg ci àdduna boobu réaliser ko noo xamante ne mën nañu dem ba loolu effet bi feeñ ci ñoom maanaam ngay gis loolu bu boobaa mais loolu bu amee dañ naan xar baax la loolu xar baax lay amee ma mën a nekk fii en même temps nekk feneen ñu di ma ko gis ñaar ñëpp di ma gisandoo may nekk ci ñoom ñaar en même temps àjjana tam nit ñi fa nekk noonu la ñu nekkee àjjana noonu la ñu nekkee xam nga loolu nag li koy indi mooy le fait que ruux bi nekk ki nga xam ne dafa dominant de telle sorte que xam nga tey ruux bi ni mu dominawee nii ci man par exemple moom moo tax su ma bëggee xam nga su ma xalaatee gis nga su ma xalaatee bind su ma xalaatee toog su ma xalaatee taxaw su ma xalaatee wax et cetera ak yu mel noonu maanaam loo xamante ne il suffit que sama imagination développé wu rek que sama action yi multiplier wu et que lépp benn ruux bi moom moo ko yilif d'accord nañ ci loolu léegi cependant bu dee àjjana la li nga xamante ne ruux boobu nga xamante ne comme par exemple benn jëmm ji par contre lépp ci benn jëmm ji la ne moom ci ay jëmm yu wuute la koy man ci ay jëmm yu wuute
voilà ce qui veut dire que mën na nekk fee di def lii nekk fee di def leneen nekk fee di def leneen nekk fee di def leneen du ànd yow ah ba pare voilà ba pare lépp di dajaloo ci même wax ci voilà donc loolu et cetera loolu xam naa am na développement yoo xamante ne dinañ ci gën a ñëw ci biir texte bi insha allah ci buntu boobu maintenant ki nga xamante ne moom mooy kon loolu moom mooy xaar léegi insha allah bu ñu duggee ci biir développement yi dina am yenn détails yoo xamante ne ci yenn précision yoo xamante ne dina ci gën a ñëw mu ne kon aalamul xayaal adduna boobu adduna ak janeer googu ñu ne waaw mu ne huwa aalamun ko moom ab adduna la xaqiiqiyun bu dëggu fi nafsihi ci jëmmi boppam adduna la boo xamante ne dafa am une réalité parce que voilà xam nga li ñu doon wax sànq maanaam réalité boobu léeg-léeg nit ci dugg ci anam goo xamante ne day jéggi day mais nag am na nu ci am na niveau boo xamante ne akabir yi rek ñoo koy am maanaam wàllu yu mag yi rek ñoo koy xam ñoom lay ñoom ñoo ci mën a dund xoolal imaginaire comme li daloon al-Jawhari ah radiyallahu anhu nee na dama duggee ajin di dem Farn ci nee na ma romb niil bi dexu niil gi may sangu ma dugg di sangu nee na bi may sangu ba mu yàgg sama xel dem ci am dem Bagdad nekk Bagdad am gis fa benn soxna takk ko nekk ak moom maanaam sëy ak moom pendant 6 ans ma nekk ak moom pendant 6 ans am ay doom et cetera maanaam noonu mu ko kii xalaat nee na le temps que ni ma ko xalaatee noonu bon ma am benn genre comme inconscience daal ci bu mu inconscience bu mu dugg noonu léegi mu sangu nee na ma sangu ba ko ma yeewu ma génnaat ci inconscience bi daal di yeggale sama cangaay daal di génn dem bi ma demee ma ne bi ma yeggee Farn ma ne sama soxna ah man de am na benn maanaam mu nett li ko li ko dal noonu mais ñu teg ci quelques mois buntu këram ñu fëgg benn soxna fëgg ñu am ne man Bagdad laa jóge yow yaa ma takkoon pendant 6 ans ñii say doom lañ te mënu ko weddi moom ci boppam bi mu gisee waa mënul weddi ne kii effectivement ñi kii maa ko takkoon sama soxna la effectivement xale yi maa leen jur mu mënul weddi loolu parce que dafa apparaître dans la réalité voilà loolu ce sont des ay réalités la quoi yoo xamante ne ñi kiiwul mënuñu ko xam maanaam ñi imprégné wul ci monde boobu mënuñu ko xam voilà moo tax adduna la boo xam ne adduna bu réel la mu ne adduna boobu mu ne waaw mu ne wowwoote adduna boobu mahalla zuhuri mooy bërëbu feeñ kulla mu xaalin lépp loo xamante ne dafa jomb maanaam tout ce qui est impossible mooy endroit de manifestation de toute chose impossible mooy adduna boobu maanaam mais dafa impossible bi xiilatil aqli ci maanaam pexe xel wa bi quyudihi wala ba ci buumu xel wa bi quyudihi ak ay tënkam maanaam xel ni mu laan la lii mënta nekk nangam lii et cetera loolu moom moo tax yow nga jàpp ne mënta nekk mais foofu noonu loolu day mën a nekk wa zalika mu ne te loolu misla amiratin kemuk buur maanaam mooy princesse boo xamante ne ahabbat dafa sopp faqiran ab waajoo xamante ne dafa ndóol maanaam waaju ndóol un pauvre fala tastati'u moom du am kàttan du man antuwa'idahu ci mu joxanteeg moom rendez-vous fii qasriha ci palais ba maanaam mënu ko ne ko maanaam danañ joxante rendez-vous palais ba parce que waa ji dafa pauvre xamul loolu maanaam tey bu ñëwoon ci palais bi sax foofu lay nekk en fait di yéemu ba rendez-vous bi jeex mais parce que moom xamul palais dafa pauvre ah waaye wala tastati'u waaye manul tamit an tazhaba ci mu dem ilayhi ci pauvre boobu ci waaju bon ndóol googu fii kaw xii ci néegu ñaxam ba maanaam waaju am néegu ñax la am pour maanaam princesse bi tamit manul ñëw ne wala reine bi mënul ñëw ne alors nañ kaay ñu daje ci mu ñëw di ko seet yi ci biir dëkk ba nu mu tudd néegu ñaxam kon nu ñuy def fa tawaadoo daf ko daal di jox nag ab rendez-vous maanaam da koo jox dig daje fii makaanin ci bërëb boo xamante ne wasatin dafa digg doomu
baynal makaani ni diggante ñaari bërëb bi léegi moom buy ñëw fa taxlaa day daal di simmi malabisal amiraat yére buur gi mu yoroon maanaam yére yi nga xamante ne le fait que mu nekk princesse moo ko waral kooku da wala bu ran ni da koy dindi wa tazhaba mu daal di dem ilayhi ci moom mu tax fiyatin di aji laqatu maanaam buy dem tamit protocole yi mu daan def yëpp pour dem doot ko defat day daal di laqatu buy dem safir la safir la dégg nga woyal bas bu ko defee moom it waa ji tamit buy ñëw du jël yére yu tindi yu dandi xotteeku yi mu daan sol tout le temps buy ñëw day xaw a sañ sa tuuti day xaw a dégg nga moo tax woyal bas day sol huwa moom ajmalama li gën a rafet li nga xam te ne indahu moo nekkoon fa moom minasiya bi ci ay yére kay bu ko defee yakunu mu nekk mutaxaffiya di aji làqatu tamit maanaam mu mën a dissimuler wu tamit ay dan ba tey wa fii hadhal makaan te ci boobu bërëb nag yaxdas ci lay xewee baynahuma seen diggante jamoon ak daje wa fana'un ak jeex maanaam extinction kenn ku ci nekk da ngay mën a maanaam am jeex ci sa morom falaa hiya bu boobaa lan falaa hiya ndaw soosu dootul nekkati amiratun ab buur doo nekkatul reine wala princesse wala huwa moom it waa ji jamono jooju en tout cas période boobu instantanément momentanément moom nekkatul faqirun ab pauvre nekkatul ku dóor sifaatuha ay meloy ndaw si min sifaat yi day daal di bokk ci melo boobu sifaatu ay meloy waaji tamit min sifaatiha day daal di bokk ci meloy ndaw si fa iza raja'at waaye bu delluwaatee al amiratu buur maanaam reine bi buur bi ilal qasri ca palais ba wal faqiru dégg nga waaju ndóol li delluwaat ilaa kaw xii ci néegu ña xam na fal amiratu bu boobaa nag reine bi nag amiratu reine la foofu nag boobaa nag nekkaat ren te nekkaat buur te nga wal faqiru aji ndóol di nekkaat faqiran nekkaat ndóol mu ne fa alamul xayal nag alamul xayal bi ñu lay expliquer pour nga comprendre à peu près huwa moom mooy zalikal makaan boobu la bërëb al wasat bi nga xam ne moom moo digg doomu xaytu foo xamante ne yattasi'u dana yaatu li tajallil xaq ngir maanaam tajalli mooy feeñu al xaq buur bi yàlla bi nga xam ne moom mooy dëgg wa tanazzulaatihi ak ay wàccam bi muy wàcc maanaam mooy li ñuy wax descente ay descente wala rencontre à mooy wala rencontre à mi-chemin yi nga xam ne moom lay def bi sifaati ibaadihi ci ay melo jaamam loolu moom moo tax am na yu bari yoo xamante ne day exister comme yàlla dafa yemoo ci kaw arasam comme par exemple loxol yàlla comme ni yow yàlla daa teg ci yow loxo wala yu mel noonu wala yàlla ne par exemple demal kii maanaam yow yaa ngi ci samay bët par exemple tey bu ñu toogee ñu jekki-jekki benn waaye am problème mu jekki-jekki mu faju mu ne é yàlla dikk na ak yu mel noonu yooyu ay xeetu manifestation la loolu moo tax aalamul xayal nekk aalam boo xamante ne borom bi daf ciy feeñoo maanaam léegi nag ki nga xamante ne moom mooy yoo xamante ne nit ki day jàpp ne lii du woon dëgg wala moom mu jàppee benn mbir dara parce que dañ ko comme lii moo waxoon yent yàlla Musaa alayhi salaam ne gaay bi ñu sànni seen kii yi seen buum yi mu ne yu xayyalu ilayhi annaha tas'a dégg nga gis nga baat boobu la jëfandikoo yu xayyalu ilayhi maanaam dañoo def ci xelum yent yàlla Musaa alayhi salaam këni affaire bi buum yi dañuy daw léegi ay jaan lañ alors que dans la réalité duñu ay jaan ay buum rek la loolu tax yàlla ne ko ni ko bul ragal en fait mais moom ni mu daan gisee mbir mi daf daan jàpp ne lan la ay jaan lañ loolu moom moo indi taxayul googu maanaam tey ki nga xam te ne dafa nekk ci alamul xayal di ci maanaam xam ko maanaam day gis comme ni yu mbir yoo xamante ne mënta nekk yàlla d'ailleurs daf koy wax comme li mu leen wax yéen sa sama wa ma ramayta iz ramayta walakinna allaha rama en fait yéen sa sama dafa jël jour Badar dafa jël suuf sànni ko yéeféeri fi ñu nekke suuf soosu képp ku mu dal jour boobu soit rey nañ la ci yéeféeri rey nañ la wala ñu emprisonné la
yàlla nag ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ngay sànni sànniwuloo waaye yàllaa sànni maanaam li ngay gis dans la réalité daf lay wax ne la ak boo comprendre xayal maanaam adduna boobu nga imprégné loola tax mu nekk xam-xam bi nga xam ne moom mooy xam-xamu aarif yi bi gën a mag bi gën a fondamental parce que xam-xamu aarif billaahi yi ci gën a fondamental ñaar la yoo xamante ne yeneen xam-xam yëpp dañuy dugg ci suñu ron yooyu ñaar yooyu képp koo xamante ne daf cee dugg xam ko bu baax ci la maarifam di mate mais ilmul barzakh bii ñuy wax mooy bi ci gën a fondamental bi ci gën a fondamental moom mais beneen bi ci des moom mooy ilmul xuruf mooy xam-xam yi aju ci xaraf yi lettres yi relation yi ñu am ak nombre yi ak univers bi réalité yi ñuy dégager ci univers bi et cetera loolu xam-xam boobu tamit ñaar yooyu ñooy yi gën a ñooy yi nga xamante ne yeneen yi ci des mën nañoo dugg ci ronam parce que xoolal lu tax parce que nit ki suy jàkkaarloo ak benn réalité maanaam ci suñu àdduna bi moom day gis ne lii àdduna bi la day gis ne lii nangam loolu mooy ñi doon aarif yépp loolu la ñu gis mais ñi dugg ci maanaam aarif yi nag maanaam mooy ñi les connaissants maanaam les gnostiques ñoom bu ñuy gis dara dañuy gis tout le temps yàlla ay turu yàlla yi melo yi ñuy manifesté woo ci mbir yi yaakaar naa loolu yi ci aju yi ci bari gisoon nañ ko ci ñu nekkee ci kunuzul haqaiq yi voilà mooy loolu maanaam mooy le fait que ngay gis tout le temps loo gis rek mais d'ailleurs ci itlaq taqyid bi ba ci développé nañ ci partie yu bari ci buntu boobu mooy loo xamante ne yow man bu ma gisee benn affaire du ma gisati mbir mi en tant que tel mais damay gis ne mbir mi lii nii en fait dañ na koo imaginer c'est juste imaginaire maanaam réalité bi may gis nii du réalité en fait c'est imaginaire la réalité mooy ne yàlla moo fi nekk ak ay turam ak ay meloom loolu mooy réalité bi mais loolu ci le commun moom pour moom lii muy gis nii lii nii moom mooy réalité bi alors que non par exemple su gisee nit ku baax moom day gis manifestation mbaaxu yàlla ci moom su gisee nit ku ko soxoree kii day gis wala ku koy wax du ñaaw wala di ko def lu ñaaw moom day gis manifestation bi boroomam amee ak bi yàlla am ci kàttan ak doole ci di def lu ko neex moom su gisee maanaam le fait que su gisee ay nit nii ñu koy xool moom day gis ne yàlla moom moo koy xool à travers bëtu nit ñi moom suy gis su ko kenn déggee wala yooyu mu waxee nit ñi dégg ko day gis ne yàlla mi ngi koy dégg à travers nopp nit ñi et cetera maanaam tout le temps parce que day gis ne yooyu yëpp yii duñu ay réalité yii ay mbir la yoo xamante ne yàlla daf ciy manifester daf ciy feeñalee ay turam ak ay meloom moom loolu lay gis loolu nag mooy xayaal ci boppam parce que xam nga yent bi ne sallallahu alayhi wasallam ko gisoon nañ ko ne an-naasu niyaamun fa idha maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw mais bu ñu yeewoo bu ñu deewee dañuy yeewu xam nga kii nelaw tey fi mu toll kii nelaw moment bi muy nelaw di gént moom pour moom mi ngi ci benn réalité à moins que mu am benn force de maîtrise boo xamante ne ci biir gént yi day yëg ne moom lii ci gént la ne mais su dul loolu suy nelaw di après bu yeewoo danaan man de yeewu woon naa dama doon nelaw yeewu naa nangam laa gént moom loolu lay jàpp mais bu ñu demee ba yawmal xiyaam maanaam bu demee ba bu deewee day comprendre que ni ndekete bi mu nekkee ci kaw suuf en fait ci ay nelaw la nekkoon ndekete mais ndekete bi mu deewee ci la yeewu lu tax parce que day gis mbir yi ni mu nekkee ci dëgg-dëgg day yeewu ci côté yépp réalité yi daf koy gis de manière claire maanaam dootul amati ci li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu yàlla ci ak yeneen réalité yoo xamante ne moom bi muy dund fii xamu ko woon gisu ko woon parce que tout simplement da doon nelaw mais que bi mu yeewoo la koy gis moom lañ doon wax ne bi ñu jëfsee ci al-aqlu saami gisoon nañ ko maanaam que ni nit koo xamante ne nag man na déjà fii mu nekk nii traverser étape boobu pour mën a nekk ci yeewute bu boobaa day mel ni ki nga xamante ne dafa nekkoon ci biir gént am lu mu gént mu yeewu ci biir gént gi ñu firi maanaam ñu ne ko sa gént gi lii lay firi
te fa xam nga façon gént googu moo gën a dëggu maanaam nit tey boo géntee benn affaire xamoo lu muy tekki ci biir gént gi nga yeewu ci biir gént gi ñu ne la gént gi lii lay tekki boobu gént mooy bi gën a boobu firi gént mooy bi gën a dëgër voilà mooy bi gën a dëgër nit ki nag fii bu nekkee ci kaw suuf day nelaw mais mën na am benn éveil boo xamante ne day commencer gis mbir yi ni ñu nekkee dans leur réalité ci di jaamu yàlla xam ne yàlla kat mooy dëgg nangam nangam mën na dem ba am benn yeewute goo xamante ne day yeewu totalement de telle sorte que bu yowmal xiyaam ñëwee en fait du am surprise amul lu bees lu mu jàng xamoon na ne yàlla kenn la yent bi la yàlla yónni nangam réalité yu bari réalisé woon na ko ba pare am na xaqaa'iq yoo xamante ne dafa saxoon ci moom ba pare dund na ko ba pare moo tax tegu woon na ci yoon bu jub bi loolu kooku nag du rëccu bu yombal xiyam jotee kooku du rëccu lu tax tegul woon ci yoon bu baax bi alors que keneen ki nga xamante ne dafa nekkoon ci nelaw yu metti yooyu mu nekkoon fii ci àdduna rek xam nga léeg-léeg da ngay gis nit ñi dañ koy wax ci ñu wolof yi da ngay gis de benn waay boo xamante ne moom dafa kii ñaan bàyyi ko kooku day nelaw xam nga parce que kooku dundul réalité yi ni mu nekkee nit nag bu ñu deewee yomal xiyam bu ñu day gis ne moo tax ngay gis ñoom mais man ba'athana min marqadina hadha dégg nga kan moo ñu yee ci suñu nelaw yi ñu nekkee woon maanaam dañuy gis ne ndekete dañ doon nelaw léegi ñu ngi commencé yeewu nañ nag léegi voilà loolu mooy kiiwu xayal alamul xayal loolu mooy maanaam maîtrise bi nga ciy am xam ko loolu mooy avantage bi bon loolu benn la ci avantage yi maintenant su dul woon suuf soosu ñu doon wax nga xam ne ci la borom subhaanahu wa ta'aala bindee woon moom Adama alayhi salaam moo tax moom Adama dajale xam-xam yëpp ci moom moo tax wa 'allama Adama al-asmaa'a kullahaa yàlla xamal moom Adama alayhi salaam xam-xam yëpp tur yëpp mu xam loolu la parce que moo tax nit ki buy day nekk parce que te ñun kenn ku ne ci ñun am na benn partie wu moom Adama bu ne ci yow kenn ku ne ci ñun. et que nit ki buy gën di explorer ci yoon bu baax bi parce que ñun ñëpp ay parties lañ ci moom Adama en fait ci moom lañ jógee parce que après maam Hawa moo ci des alayhi salaam maam Hawa ci kii faar bi voilà ci lañ ko bindee biñ ko ci bindee ñun ñi ci des ñëpp ci moom lañ génne kullukum min Adama wa Adama min turab yéen ñëpp ci Adama ngeen génne ci Adama ci suuf si la génne suuf lañ ko bindee voilà ñun ñëpp foofu lañ génne ci suuf soosu lañ bokkoon boobu la yàlla yaatalee noonu mu contenir réalité yooyu manifestation yi yàlla di def maanaam à mi-chemin la maanaam tey buñ toogee ne yàlla dikk na xam nga léeg-léeg ma am problème boo xamante ne dafay demee gi boo xam ne kenn moomu ci génne ma jekki-jekki rek am benn résultat benn phénomène bu xew rek ba mu génn ci quoi léegi dama naan yàlla dikk na du dëgg xam nga man damay gis ne yàlla dikk na loolu mooy et ça c'est la réalité yàlla moo dikk loolu mooy réalité bi mais en tant que ku yeewuwul ku ñu voilé parce que voilà du ma gis ne yàlla dikk na et pourtant naka jekk yàllaa ngi dikk am na naka jekk mbir mu ne yàllaa koy def moo koy administrer même man sama bëgg-bëgg bi may bëgg ak samay coobar yi may am samay volonté yi may am sama choix de vie yi may def en réalité du sama yos la ci biti nii mais bosu yàlla la moo tax wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin doo leen am yéen doo leen sopp mukk doo leen bëgg dara lu dul ne dafa neex yàlla moo bëgg loolu maanaam ne yàlla bëgg bi ma am man volonté bi ma am choix bi ma am détermination bi ma am bosu yàlla la mais daf ko feeñale ci man maintenant boobu laa war a gis ne ci alamul xayal maanaam en réalité ci alamul xayal tey bu ma yàlla mayoon ma koy gis nii damay gis ne réalité boobu dafa réel maanaam dafa mat comprendre nga ma ko maintenant le fait que nga am capacité boobu mooy yow yaa ngi commencer dund ci alamul xayal boo amee capacité di réaliser loolu mooy yaa ngi dund nag xayal bi
donc alamul xayal maanaam nekkul ci suñu biir adduna bi mais aussi génnu ci c'est un monde intermédiaire boo xamante ne nekkul ci suñu adduna ba pare génnu ci alamul xayal looloo ci yéeme mooy nekkul fenn ba pare génnul fenn mais aussi moom dara génnul ci moom ba pare di reniwul ci moom mooy comme exemple bi ma joxe sànq ci lan ci ki may gis ci seetu bi bu ma taxawee nii def nii gis ni benn waaye ngi nii di ci nekk ci seetu bi nii fi mu toll munu ma ne maanaam ci benn côté damay gis ne kii mën a munu ma koo weddi kii moom mën a mais en même temps munu maa saxal ne mën a parce que man xam naa ne du man ci beneen côté ba pare moom réalité am xam nga li ñuy wax en fait jëmm jooju noonu may gis ci seetu bi ki may gis nii ci seetu bi en fait amul fu mu ne nekkul ci benn lieu kii nekkul ci benn lieu parce que man bi ma ko gisee gis naa ne nekkul ci fi ma koy gis noonu ci biir nekku fa. voilà duñ ko fa fekk voilà non ba pare man distance bi ma koy gis bu ma defee nii distance bi ma koy gis nii fekk mais kenn newu fa ba pare nekkul ci seetu bi nii en même temps ba pare nekkul sama diggante ak seetu bi kon moom nekkul fenn. d'ailleurs noonu la ñuy comprendre ne borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi buur yàlla amul place bu mu ne amul. ba pare yawmal xiyaamati maanaam bu àjjana nit ñi dañ koy gis même fii aussi mais c'est que fii ni ñu koy gisee ak àjjana ni ñu koy gisee am na tuuti différence mais bu dee aarif bi moom daf koy gis bu baax bu dee fii la ne mais ni mu koy gisee ba tey ci bëtu xolam la koy gisee du bët yii nii alors que bu dee àjjana la bët yii la koy gisee mais sauf que bët yi en réalité ci àjjana mooy bëtu xolam rek donc selon ni mu xamee yàlla ak ni nga xamante ne noonu la parce que ñëpp bu ñu gis yàlla àjjana du ñëpp ñoo koy gis de la même manière kenn ku ci nekk da nga koy gis selon sa puissance su ngëm ak sa puissance su ni nga ko xamee comme fii nii rek xam nga ñun tey fi mu tollu kenn ku ci nekk même bu fekkente ne xam nañ ne yàlla amul jëmm physique wala yooyu mais am na sa xel ci lu muy dem maanaam tey bu ñu nee yàlla rek maanaam wala yooyu dina am benn image wala bu dul image tamit en tout cas dina am benn réalité boo xamante ne muy présenté wu ne yàlla voilà loolu la ñu tuddee ilahul mu'taqadat mooy. yéefar yi ñoom safara danañ gis yàlla. non déedéet yéefar yi déedéet duñ gis yàlla après dinañ gis melo yàlla après lañ koy gis melo yàlla yi looloo tax Alxuraan ne innahum yawma idhin an rabbihim la mahjubun ñoom. bu fekkente ne yàlla fépp la manifesté wu. waaw loolu maa ngi ci loolu laay ñëw nii loolu laay expliquer maanaam en tant que yàlla bi nga xamante ne moom la waa àjjana di gis di mën a gis ne kii yàlla la comme ni ko waa àjjana di gisee di ko gis ak seeni bët loolu yéefir yi biir safara duñ ko gisee noonu parce que lan Alxuraan moom moo ko saxal mais ñoom bis boobu dañ leen di nëbb seen borom lu tax moom parce que dañuy silmax duñu gis mais nag dinañu xam ne parce que dafa bokk ci seen mbugal mooy le fait que yàlla di leen mbugal ba pare duñu xam fan la mbugal bi di jóge mais bu ñu demoon ba gis ne yàlla la rek dañuy gis mu daal di nekk xéewal ci ñoom bu ñu gisoon yàlla rek c'est yéefér bis bu demee ba gis ne kii may teg mbugal mi yàlla la yawmal xiyaamati maanaam day gis mbugal mi day daal di wàññeeku day daal di tegge voilà mais li muy gis moom mooy au fur et à mesure nag yàlla daf leen di feeñoo ci maanaam kiiwam ci kàttanam ci dooleem ci sañ-sañam ci di def lu ko neex voilà maanaam le fait que mu am force bu puissante boobu ak doole ñoom loolu la ñuy gis kon dinañ après au fur et à mesure nag dinañ ci gis ni ndekete kooku suñu borom la moo tax ngay gis ñu naan rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa lam taghfir lana wa tarhamna naka ghalabat shiqwatuna naka sax fa in naka rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin voilà rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna voilà nga gis nag ñu commencé wax ak seen borom parce que léegi nag commencé nañ comprendre que ne ndekete seen borom mais loolu day yàgg day fekk ñu nekk ci mbugal mi jamono ju yàgg doo ko mën a gis
voilà suñu lii moo ni noot na voilà suñu texee di daal noot nañu rek te ñun dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne dañoo sànk woon yow suñu borom génn ñu fii ñu ne akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun bu ñu delluwaatee rek yow yaa ñu fekk na ñun ñoo tooñ. non yéeféer bi déedéet mais yéeféer yi fi ñu nekk noonu après day nekk comme si maanaam en fait dafa am loo xamante ne du deñ ci yéeféer yi mooy seen mbugal mi ñu nekke loolu du deñ comme li Alxuraan wa fil azabi hum xaaliduna ak wa lahum azabun muqim ak xaalidina fiha abadan maanaam du deñ loolu du jeex mais liy jeex moom mooy maanaam mooy xam nga mbugal bi corporel bi boobu du jeex mais mbugal biy jeex moom mooy bi ñuy yëg ci seen xol le fait que ñuy commencer dem ba yëg ne yàlla moom kii tekete kii yàlla la naa voilà loolu moom maanaam mën na noo dem bay gis yàlla ci loolu voilà loolu bu ñu demee ba foofa rek di gis ne manifestation borom bi mu ngi fi et cetera voilà foofu voilà parce que ci côté xol bi boobaa da affaire bi day wàññeeku waaw mooy le kii psychologique la punition psychologique ak spirituelle voilà plutôt spirituelle voilà boobu mooy dem mais sinon yéete yi dañ ci des yëpp dañ ciy sax mais dañuy xam ne kii léegi yàlla moom moo leen teg mbugal mi ah voilà te loolu ci jëmi boppam mooy comme genre àjjana ci ñoom loolu moom moo tax safara du day continuer ci buntu boobu le fait que mbugal bi di corporel mais loolu yéeféer yi la parce que yéeféer fi muy dugg ci safara ak jullit fi muy dugg ci safara du benn voilà aywa comme ñu revenir ci suñu kii nan lañ doon wax ah voilà borom bi subhaanahu wa taala kon biir àjjana nit ñi ni ñu koy gisee bokkut ak tey fii nii ñun ni ñu koy gisee ñaari gis yi du benn mais loolu noonu moom mooy pour le commun sinon ki nga xamante ne moom dem na ba yenn niveau yi moom day gis borom subhaanahu wa taala mais ak bëtu xolam loolu moom moo tax gis yàlla nii ni ñu naan gis yàlla mooy gis ay turam ba pare du gis yàlla en tant que physique déedéet loolu mënta ne mais li muy gis ci yàlla moom mooy ay turam ak ay melom loolu lay gis maanaam ki ñu naan aarif billah bi moom buy li ñu naan day gis yàlla maanaam ak xolam la maanaam ay turam ak ay melom lay gis c'est-à-dire que tey bu gisee benn dara nii comme nii lii nii moom daf ciy gis ne lii am na lu ñuy tuddee existence mais loolu lii en fait existence bi du dara lu dul luy manifester yàlla moom mooy wane existence am à travers le fait que lii am existence mu gis loolu mu gis ne dafa am forme mu gis ne comme lii dafa am forme ce qui veut dire que ne kiy defar forme yi mooy al-musawwir yàlla miy defar forme yi moo ko defar nii mu gis ne lii de rafet na ce qui veut dire que ne yàlla dafa wane manifestation rafetaayam moom à travers rafetaayu lii et cetera donc plus connaissance am di aiguisé wu maanaam par rapport ak loolu plus bëtu maanaam clairvoyance am di aiguisé wu di gën di ubbeeku plus muy gën di gis ay turu yàlla ak ay melo yàlla à travers li muy jàkkaar lool saa su ne donc cette contemplation perpétuelle contemplation témoignage boobu noonu moom la ñuy wax gis moom la ñuy wax ar-ru'ya mushahada boobu moom la ñuy wax ar-ru'ya mooy la vision moom la ñuy wax ni li gis yàlla sinon amul beneen gis yàlla comme ni ko ñenn caaxaankat yi di waxe amul beneen boo xamante ne dañ naan waa ji voilà comme ni gars yi di wax ni voilà gis naa yàlla mu nekk benn paala boo xamante ne après sax d'ailleurs jàpp naa ci sikkim bi xëcc yàlla nañu yàlla sàmm. waaw. ar-ru'ya. ar-ru'ya voilà. xam nga kon loolu il faut que ça soit clair voilà yàlla na yàlla sàmm donc alamul xayal kon nit ki ci dugg
nit ki nga xamante ne day daf koy xam dafa koy comprendre moom tout automatiquement day comprendre réalité yooyu noonu et que borom bi subhaanahu wa ta'ala kon bu dul woon suuf soosu noonu ah mooy arbre simson boobu ñuy wax kon kii de mi rencontre yooyu du mën ne voilà parce que foofu yàlla dafay jël ay melo yu jaam bi moom lay wax ni ne axbara xabaare na ta'ala aji kawe ji moom buur yàlla an nafsihi ci ay mbir boppam ala lisaani rasuuli yi ci làmmiñu ndawam li mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu ne moom kat yatabashshabashu maanaam ne day bëgg maanaam comme genre convivialité te xam nga loolu ci sunu xel parce que alamul xayal lu tax ñuy soxla loolu parce que en fait ci suñu xel yooyu dafa mënta ne dafa am mbir yoo xamante ne ci sunu xel du mën a ne mais bu dee ci alamul xayal foofu maanaam aarif bi ni muy jàkkaarloo mbir moomu maanaam day gis ne c'est une réalité alors que bu dee ci ñun dañuy jàpp ne du réalité mais dafa am maanaam sens figuré la ñun noonu lañ koy mën a comprendre comme tey bu ne yàlla nee na ma teg naa la bët wala comme par exemple ñu jël exemple bi mooy convivialité bi maanaam wala ab engouement xam nga loolu ki koy am mooy lan engouement ki koy am mooy kan mooy comme ki nga xamante ne dafa gis benn affaire boo xamante ne dafa jékki-jékki rek maanaam mbir mi xew te xaarul woon affaire bi xew rek mu neex ko mu kontaan jovial voilà plutôt donc c'est le terme mooy jovialité voilà jovialité maanaam mu kontaan kii mais loolu xam nga ne yàlla loolu dafa impossible ci moom mais impossibilité bi mooy ci ñun fii ci suñu adduna bi mais bu dee ci adduna yi ci alamul xayal loolu réalité lay doon loolu mu ne ci note de bas de page mu ne rawaa solo na al-Hakim mooy imam Hakim Abu Abdullah wa sahawata wéral na xadis bi wa Ibn Majah mooy al-Qazwini wa Ahmad al imam Ibn Hanbal wa Ibn Khuzaymah mooy Abu Bakr voilà ñu ko imaamul a'imma lañ ko daan dàqantal imaamul a'imma Ibn Khuzaymah rahmatullah wa Tayalisi mooy Abu Dawud at-Tayalisi mais bokkut ak Abu Dawud borom sunan bi waaw kii sëriñam lañ voilà dégg nga ñoom ñëpp solo nañ an Abi Hurayra jële ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na ma tawattara nee na du dëkke du wàcc rajulun ab góor waaye joo xam ne muslimun maanaam jullit la benn waay maanaam ab jullit almasajid ci jàkka ji li salaati ngir di julli wa zikr ak sikar illaa lu dul te bash dana bégee wa dana wan ak mbégte allah bur yàlla lahoo ñeel ko kama kem ni nga xam ne yeta bash-bashu noonu lay wan ak mbégte ahlul ghaibi ñooñu aji fàddu ji bi ghaibihim ci seenuk aji fàddu iza qadima bu dikkee alayhim ci ñoom maanaam nit ki bu demee ci jàkka ji nii ngir ne day sikar wala day julli wala muy sikar day gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla da koy accueillir avec jovialité comme ni nga xamante ne maanaam tey bu benn waay maanaam tey bu nit tukki lu yàgg daal di dellu ci waat seen kër seen waa kër nit ñi kontaane bu ñu ko gisee maanaam yàlla tamit noonu lay kontaane bu gisee waa ji dugg ci biir jàkka ji. waa ji daa bëgg ci jàkka ji. déedéet. voilà ni mu koy accueillir noonu voilà teeru ko ak kii loolu la mais xam nga loolu bu ñu xoolee dans notre ci suñu àdduna ñun loolu dafa impossible yàlla di ko def mais loolu benn manifestation la boo xamante ne ñun peut-être ñun niñ koy mën a déggee ci suñu niveau maanaam explication bi ñu ciy mën a am maanaam mooy niveau waawaa mi mooy ne lan mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa bëgg loolu day bëgg kuy def loolu maanaam day jox ay tiyaaba yu bari ak day wane ak mbégte maanaam donc da koy fay gu duun maanaam gu bari ci ki nga day fay lu bari ki nga xamante ne moom mooy lan moom moo ñëw ci jàkk ji ngir ne dafa bëgg a julli ak di sikkat alors que bu dee loolu mooy niveau bi ñu ko mën a comprendre parce que sinon beneen niveau beneen bi ci des dafa impossible tout simplement
alors que bu dee ci alamul xayal nag aarif bi moom day gis ne ndekete lii réalité la moom day comprendre ne lii nii mu ko waxee nii exactement nii la amee loolu moom moo tax boo seetloo masab waaw loolu xam naa dañuy bàyyi beneen yoon ñu insha allah ñu développer point boobu parce que point bu am solo la mais nañ continuer nii mais ñu développer point boobu ci anam parce que dafa non c'est extrêmement important ci diggante li ñuy wax ci bu dee ilmul kalam maanaam ilmul kalam mooy théologie question yu mel nii dañ koy traiter ci di wax mooy li ñu tuddee ayatu sifat dañ koy wax tamit mooy ak ahadis yi ak sifatul xabariya dañ koy wax ak sifatul xabariya dañ koy wax tamit ak sifatu sam'iyya loolu ci ilmul kalam loolu lañ koy traiter alors que bu dee ci kii yi nu mu tudd ci nu mu tudd ci wala xaqaay yi nii ñoom duñ ko tuddee noonu ñoom dañ koy tuddee rek comme day comme yeneen sifaat yeneen melo et cetera alors que bu dee ci ilmul kalam foofu dañuy obligé ci tuddee ko loolu ndax lu tax parce que ilmul kalam dafay déparé ci loo xamante ne tout le temps day logique d'abord day déparé ci loolu théologie maanaam loo xam ne day aju déjà ci raisonnement bu leer et que loolu moom moo tax maanaam mooy ki nga xamante ne dafa yëngatu ci ilmul kalam moom day am kii dafay am tout le temps benn maanaam day am puissance de raisonnement bu logique mais bu am doole bu doy waar lay am maanaam ni muy raisonner parce que lu tax moo tax genre yooyu fuñ ku ñu débattre dañ lay làpp non moom bu ñuy débat yow moom mooy préparer xam na ni waaj dalay làpp lu tax parce que dafa am puissance de xam nga comme bu ñu xoolee Tariq Ramadan boo gisee souvent muy sonal tubaab yi parce que moom dafa en tout cas da ngay gis bu ci waxtaanam da ngay comprendre que ni am na kiiwu kalam boobu maanaam am na initiation en tout cas ci ilmul kalam et que loolu moom moo tax alors que tubaab bi moom xamul loolu te tubaab bi dafa foog ne gars yi muusuñu day moom pour moom jullit ñi muusuñu quoi amuñu xam-xam boobu seen xel réewu noonu alors que li d'ailleurs bon comme effectivement wax nañ dëgg parce que jullit ñi léegi dañoo délaissé ci boobu mais xam-xam comme genre boobu noonu moo tax ñi koy détenir souvent ne non kenn mënta débattre ak ñoom parce que tellement seen capacité de raisonnement et d'analyse dafa poussé dafa pointu voilà ce qui veut dire que en tout cas ñoom bu ñu xësee ba convaincre ci benn idée benn avis te ñu convaincre ci yow soo ñëwee te bokkoo ak ñoom à moins que nga am benn argument bu irréfutable mais à part loolu bu dee ci xel rek ngeen di teg wax ji moom léegi mu démonter la moom ci lu gaaw da lay démonter moom loolu tax muy sonal kii quoi muy sonal tubaab yi voilà léegi bu ñu dellusee kon ci ilmul kalam ñoom seen kii bu ñuy wax ñoom loolu dañ ko tuddee ak sifaatu sam'iyya lañ ko tuddee ak sifaatu xabariya mooy melo yàlla yi nga xamante ne information yi alquran indi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ko xamal sinon cim xel ñun doonuñu woon mën a jàpp ne loolu mën naa ne ci yàlla loolu la ce qui veut dire que ni loolu tax ñu ne ko looloo tax ñu ñuy traiter d'ailleurs même ci ilmul hadith am na ci mais ilmul hadith duñu pointu ci kii bi duñ ci kii dañ koy expliquer vite fait mais ci ilmul kalam foofu moom dañ ciy gën di approfondir mooy li ñuy wax mooy loo xamante ne muhkamaat yi la ak mutashabihaat yi ak ci alquran tamit am na ci mooy ci ilmu tafsir am na ci mooy ulumul quran yi mooy al muhkamaat ak mutashabihaat yi mooy yi nga xamante ne wax la yoo xamante ne dañoo leer amuñu benn équivoque amuñu problème ak yi wax yi nga xamante ne dañoo équivoque dañoo ambigu voilà donc dañu am dañoo xaw a dafa xaw a desee leer li ko tax nag mu desee mu leeru mooy lan mooy ne parce que xelu nit moo ko dul yanu moo tax boo xoolee borom xam-xam yi nag ci waa ahlu sunna wal jamaa ci groupe boobu ci buntu boobu ñaari groupe lañu dafa am benn groupe boo xamante ne ñoom ñooy ashari yi ak maturidi yi ñoom
dañuy jàpp ne li ñu mën a wax maanaam de manière globale ñoom loolu ni ñu koy firé ñoom dañ naan ñun li ñuy mazhab bi ñuy jëfal mooy mazhabu ta'wil dañuy gëndale wax ji maanaam mooy dañuy interpréter wax ji maanaam wax ji duñ ko jël nii ci zahiram maanaam mooy dans son sens apparent duñ ko jëlee noonu parce que dafa impossible dans le sens apparent donc nan la ñuy wax dañ naan dañuy seet wax ji li mu mën a yanu yëpp dañuy xool contexte bi dañuy xool mot boobu en arabe lan la mën a lamboo yu bari ñu xool nan lañ ko ci interpréter ci interprétation yu mën a jub yi ànd ak xam gi ñuy xam ne mën nañoo juum ci niñ ko interpréter mais en tout cas dinañu permettre ñu mën a def lu ñuy wax at-tanzih tanzih mooy lan mooy révérence bi ñuy defal yàlla ci dindil ko lépp sorel ko lépp loo xamante ne ak wàññeeku la parce que dañoo xam d'emblée que ni yàlla dafa mat et que lépp luy wàññeeku dafay denc ci moom te par exemple doxalin bi mooy xeetu teeruwin bi nga ak kii loolu xeetu wàññeeku daf cee am ndax lan ndax ak mbetteel maanaam ndax te yàlla comme kenn du ko bett mënta ne maanaam mënta ne yàlla dara xew ba bari fekk moom xamul woon ni lii nar naa xew mu bett ko xam nga loolu muy indi mbégte googu noonu bu brusque boobu ànd ak jovialité di teeru waa ji maanaam ne hey diw ñëw na hey gis nga ak mbégte ganale ko loolu moom moo koy indi maanaam surprise boobu ak te yàlla loolu manta ne ci moom vu que loolu manta ne nag dañ naan kon affaire bi fokk ñu gëndale ko maanaam fokk ñu interpréter ko neneen mënuñu koo jàppee nii rek dans son sens apparent moo tax ñoom ñuy wax loolu léegi ce qui fait que nañ ko interpréter mooy ne yàlla daf koy jox ay tiyaaba yu bari mooy maanaam day doxaleek moom loo xam ne bu dul nit ñi noonu la ñuy doxaleek moom loolu lay tekki da koy defal ay teranga et cetera maanaam kon boo di dem ci jàkka ji nangam yàlla da lay defal ay teranga da lay defal ay xéewal da lay et cetera yooyu lay tekki léegi su fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy asariye yi ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom moo comme ñoom imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah mooy seen sëriñ mooy seen kilifa et cetera même bu fekkente ne ash'ari yi dañuy am tamit dañuy adopter de temps en temps kiiwu asariye yooyu ñoom dañ naan lan ñoom dañ naan ñun li ñuy doxal moom mooy at-tafwid xam nga ñële lañ doxal at-ta'wil mooy interprétation awwala ci awwala la jóge bi tekki interpréter gëndale ta'awwala maanaam mooy donc dafa interpréter mbir mi c'est-à-dire qu'il a fait l'effort d'interprétation et donc at-ta'wil c'est le mot c'est le substantif voilà donc ta'wil loolu la def alors que ñeneen ñi ñoom dañu wax ne dañu def lan tafwid mu ngi jóge ci fawwada bi tekki joyal maanaam bàyyee mbir yi comme mu ne fawwadtu amri wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad maa ngi joyal sama lépp yàlla jox naa ko lépp bàyyee naa ko sama lépp ndax yàlla mi ngi gis jaam yi kon tafwid mooy lan ñoom dañ naan tafwid mooy ñun bu yàlla ne dafay accueillir nit ki kay ak jovialité noonu ñun dañuy comprendre que ni le sens apparent dafa impossible le sens kon ñoom ñaar ñëpp bokk nañ ci loolu le sens apparent dafa lan impossible mais déglu mais xam nañ ni am na sens bu réel boo xam ne ñun xamuñu ko kon nag dañuy bàyyee sens bi réalité sens bi yàlla gëm ko ni mu ko waxee loolu mooy tafwid loolu moom moo tax boo xoolee tafwid bu nekk benn xeetu ta'wil la sauf que ta'wil la boo xamante ne nanguwul dugg ci détail ta'wil bi maanaam interprétation la boo xam ne nanguwul dugg ci détail interprétation bi mais boo xoolee ta'wil bi aussi tafwid la boo xamante ne dafa nanguwul dugg ci détail bi parce que dafa ni xam naa ni sens apparent ñoom ñaar ñëpp bokk nañ ci xam bi ñu xam ne sens apparent bi lan munul nekk donc second sens la am mais ñun xamuñu sens boobu lan la ñii loolu lañ wax tafwid alors que ñi def ta'wil dañ naan xamuñu ban sens la yàlla moo ko xam mais nag
mën nañoo jéem a xam ci sens yi mu mën a yanu ci langue arabe comme alxuraan ci làkk arabe la wàcce ak selon contexte bi ko alxuraan waxee wala xadiis bi ñu daal di xool ban sens la ci war a mën a am ànd ak ne dañuy delluwaat rek lay wax ne loolu ba tey sax wóorul ne xam nañ dëgg-dëgg mbir mi. xam nga ko boo xoolee ñaar yëpp presque benn lañ sauf que bii dafa détaillé bii détaillé tënk voilà. tafwid waaw loolu ci mutashabihat yi lañ koy defee voilà parce que mutashabihat yi mooy wax yi nga xam ne dafa lënt xam nga am na wax yoo xam te ne lëntul comme par exemple buñ ne dee leen julli taxawal leen julli loolu muhkamaat yi la maanaam dañ non seulement mais dañ koy jël dañ koy attewoo aqimu salaata taxawal leen julli dañ koy attewoo comme par exemple buñ ne qul huwallahu ahad waxal ne yàlla kenn la loolu tamit xam nañ ko xam nañ ni lii muy tekki mooy neel yàlla kenn la et que dañ koy mën a jëfandikoo ba pare képp koo xam ne gëmul ne yàlla kenn la dañu koy mën a àtte léegi ci yéeféri alors que ci mutashabihat yi loolu du mën a ne ndax xamuñu ndax dafa lënt mais ñenn ñu néew ñoo xam lan lay tekki léegi nag alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy ar-rasikhuna fil ilm ñi nga xam ne dëgg-dëgg dañoo nuur ci xam-xam dañoo enraciné wu ci xam-xam léegi kooku moom mooy lan moom mooy def lan voilà moom mooy mën a xam tawilu mbir mi mooy mën a xam la lii lan lay tekki mais te ñoom mooy léegi nag alors que boo xoolee aarif billahi yu mag yi maanaam ñoom dañuy xam ne lii réalité la c'est-à-dire que loolu moo tax mazhabu akabirul aarifina yi radiyallahu anhum ñoom dañ ne maanaam ñoom ni ñu gisee mbir mi mooy ne ñun mën nañu xam lan lay tekki parce que ñun xam nañ ne baat bi dëgg la yàlla bu ko waxee ci awaam yi maanaam le commun des mortels c'est quelque chose d'impossible mais en fait ñun xam nañ benn existence su suuf benn existence su àdduna mooy alamul xayaal boo xamante ne yàlla foofu lay defee manifestation bii muy wax nii foofu lay manifesté woo donc comme que foofu lay amee ñun wax ji ni mu nekkee dëgg-dëgg noonu la nekkee mais sauf que ci àdduna boobu la amee parce que comprendre nga loolu moom mooy la différencier kii boobu loolu nag boo ko xamee da ngay daal di xam lu baree bari ngay xam en même temps mooy suufa si yàlla su yaatu si nga xamante ne nit ki su amee ubbeeku une ouverture illuminative spirituelle suuf soosu lay dugg maanaam loolu la maanaam ne ndax day réalité boobu lay saisir comprendre ne en fait ndekete d'accord affaire bi ndekete nii lay demee loolu moom moo tax toute une série de sciences dañuy dévoiler wu ci moom maanaam da koy comprendre léegi dootul nekk ci lu compliqué ci moom da koy comprendre voilà parce que lu tax parce que day xam ne ndekete yàlla dafa am ñaari mbir yoo xamante ne dafa essentiel dafa am lu ñuy wax az-zat mooy l'essence mu am al asma wa sifat muy turu yàlla ak meloom yi jeex na bu fekkente ne yàlla en tant que zat maanaam essence am mooy nekk-nekkam kooku comme ni ñu ko gisee woon mutlaqa la dafa absolu indéfini illimité nekk dans le mystère du mystère amuñu ci accès et cetera loolu kon ni mu nekkee noonu loolu benn mbir la maintenant ci turam yi ak meloom yi lay manifesté woo tajalliyaat yëpp toutes les manifestations les théophanies mi ngi koy defee à travers ses noms et attributs loolu nag soo ko xamee donc ce qui fait dire que yéen voilà et que loolu mooy soppeeku loolu moom mooy am par exemple manifesté wu xam nga moo tax ci alamul xayaal nit ki su réaliser comme xam nga li tax ñu introduction bi ñu taxaw ci yàgg ci pour boo comprendre nga comprendre une bonne fois pour toutes ce qui maanaam de telle sorte que bu ñu paree ci exposé bi bu ñu ci paree mais alamul xayaal day leer ci yow ba pare maanaam xam-xam bi nga xamante ne mooy base connaissance yi maarifa yi moom bu la neexee dootu ko laajate keneen kii bi boo xoolee ñun nu ñu nekkee nii xam nga instant bii nii ñun dañuy jàpp ne comme instant bii nii li ngeen gis maanaam de manière visible mooy man maa ngi wax
maa ngi yëkkati sama loxo maa ngi def ay gestes et cetera loolu ngeen di gis mais dans la réalité du loolu dans la réalité mooy ne lii ngeen di gis ni ay effet la ay effet la yoo xamante ne moom la yàlla décision yi mu jël ci alamul xayal di def ak dindi de manière perpétuelle continue moom ngeen di gis manifestation boobu moo nekk nii ngeen di gis mais du man may def loolu mais que ni yàlla mooy agir noonu maanaam damaa jël sama exemple mais c'est un exemple qui est valable pour toute chose et pour tout le monde loolu mooy réalité bi ah. parfois nga jël décision boo xamante ne doo xam sax lu la fi jëmloo. voilà exactement mais loolu noonu yooyu noonu parfois daf lay mën rek delloo ci raison bi mais que loolu lii moom mooy la réalité bi nga xam ne tout le temps loolooy am yàlla rek moo fi nekk di def ak dindi et que yeneen yi ci des yëpp ci sa imagination la ne rek maanaam yow yaay imaginer ni en réalité lii mooy xew maanaam lii ngeen di gis ni effet yi lii du dara lu dul effet yi la. mais en réalité yàlla rek a fi nekk di def di dindi et que c'est turam yi ak meloom yi rek a fi nekk di manifester wu kese c'est ça la réalité loolu tax ngay gis comme que toute chose à chaque fois loolu mi ngi xew di def di kii ak yooyu loolu moom mooy firi bi aaya bi ne la kullu yawmin huwa fi sha'n tous les jours yàlla mi ngi ci programme mi ngi ci dara maanaam tous les jours mi ngi manifester mi ngi wane mi ngi génne di feeñal ay mbir comme ni hadith bi nekk ci sunan ci Sahih Ibn Hibban rahmatullah alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maanaam li mu tekk mooy yu'izzu wa yadhillu wa yarzuqu mi ngi yëkkati waate mi ngi wàcce waate mi ngi lan mi ngi wërsëgalaate maanaam c'est-à-dire loolu ay titre indicatif c'est-à-dire que li muy maanaam tous les jours am na luy xew et que yooyu di xew ay dogalu yàlla la yoo xamante ne ay manifestation turu yàlla la ak ay meloom ci alamul xayaal yoo xam ne day am effet ci suñu àdduna bi loolu tax mu nekk cosaanu xam-xamu aarif yi parce que toute chose dépend de loolu ah dafa am looy laaj non d'accord voilà donc c'est ça loolu soo comprendre rek di nga comprendre mais une infinité de connaissances en même temps ngay comprendre loolu tax ñuy ñoom ñuy wax ne ci seen langage di wax ne nit ki bu nekkee aarif rek day daal di commencer dugg ci benn adduna boo xamante ne da ci am 70 000 sciences yoo xamante ne ci science la koy xam et que ci biir yaramam la ne da koy explorer loolu la parce que biir yaramam en fait biir yaramam mooy suuf soosu ce n'est que des particules de cette banitu maam Adama boobu alayhi salaam rek moo composé suñu yaram yépp ñun ñépp rien d'autre voilà. donc en fait donc finalement moom suuf bi ci biiram la nekk. exactement en réalité loolu tax nit ki nekk àdduna bu mag bi le monde bi ngay gis nii ce monde là bi ngay gis l'univers en fait yow nit en tant que nit benn kii nga nusxa nga maanaam benn genre miniature voilà benn copie en miniature nga bu univers bi mais en même temps univers bi moo ne ci sa biir yow tamit tout l'univers mi ngi ci sa biir loolu tax gisoon nañ ko ci kunuuzu haqaa'iq laa bëgg a wax voilà ah innama wasi'akal kawn min haythu jusmaniyatak wa lam yas'aka min haythu ruhaniyatak adduna bi moom moo la contenir mais loolu mooy bu ñu xoolee sa corporité bu ñu gisee sa yaram nii dañuy gis ne adduna bi moo la contenir mais suñu xoolee côté ruux sa esprit adduna bi yow yaa ko contenir voilà dégg nga
kon voilà loolu soo ko comprendre léegi nag pour jéggale njariñ li mooy am na lu ñuy wax tashbih xam nga tey comme exemple bi ñu joxe sànq maanaam exemple bi maanaam masala bi ñu waxoon ne dañuy xaar ba beneen yoon moom mu dinañ ko traiter yaakaar naa dégg ngeen mooy ne pour différencier entre mais dafa am deux visions des choses ci waa ahlu sunna wal jamaa mooy tafwid ak ta'wil moom la ñu am mais boo xoolee salafu salih mooy bu ñu xoolee jamono saxaaba yi radiyallahu anhum taabi'i yi boo leen xoolee ñooñu seen vision des choses tafwid la woon d'ailleurs ñoom seen vision des choses sax en réalité moo nekkoon vision bi waa ahlu kii am ñii nu mu tudd aarif billahi waaw ni ñuy gisee à travers le monde imaginal à travers alamul xayal parce que ñoom tout le temps boo xoolee seen wax yëpp dañ daan wax naan gëm nañ ñu yàlla waxe maanaam yàlla bu ne dafay yemoo ci arasam nam ko gi wala yàlla dafa am loxo dañu koy gëm xam nga yàlla day wax ne dafa loxol yàllaa ngi ci seen kaw loxo wala ngëneel ci loxol yàlla la ne moo ko jox ko neex innal fadla bi yadillahi yuti man yasha loxol ngëneel ci loxol yàlla la ne moo ko jox ku ko neex ah xam nga lañ daan wax alquran loolu la maintenant xam nga léegi ñun xam nga ñiy def tafwid lan la ñuy wax ñiy def ta'wil boog ta'wil li muy tekki moom mooy ñoom dañ naan loolu li muy tekki daal mooy day wax rek ne ngëneel yàlla moom mooy jël décision wu jox ko ku ko neex loolu rek lay tekki c'est-à-dire que moom moo ko yor moo ko moom et que keneen moomu ko loolu lay tekki maanaam loolu le fait que mu moom ko de telle sorte que daf ci am puissance boo xamante ne da koy téye saa yu ko neexee ku ko neex mu seddu ko ci loolu la firé loxo maanaam loolu la wax ngir wax loxo parce que ni ñu xamee ne nit ki tey bu waxee ne mbir mii de ci sama loxo la ne mooy comme ni bu ko téyee dara ba téye ko da xam ne lii moom mi ngi sama loxo fi mu tollu bàyyi xam nga tey même dañuy wax ne non mbir moomu moom dinaa ko topp bàyyi ko ci sama loxo xam nga ànd ak ne xam nañu ne tekkiwul ne bàyyi ko ci sama loxo yi mais li muy tekki mooy bàyyi man loolu man am naa puissance am naa xam-xam am naa kàttan am naa sañ-sañ am naa doole pour mën ko régler loolu rek lay tekki voilà donc ñi nga xam te ne dañuy def ta'wil ñoom noonu la ñuy wax dañ naan kon loolu lay tekki ñii def tafwid ñoom lu ñuy wax dañ naan ñun gëm nañ ne yàlla bu nee loxol yàlla ñun dañuy xam ne loxol yàlla am na noonu la mais sens premier mooy bi ñuy déggee ñun ci loxo te moom mooy membre du corps boobu di nekk ci nit ak animaux yi loolu tekkiwul loolu xam nañ ni loolu tekkiwul loolu ndax dafa impossible ci yàlla lu tax mu impossible ci yàlla lu tax waaw mais lu tax waaw ok parce que yàlla du physique mais lan mooy wane ne yàlla amul physique corps physique luy wane ne yàlla amul corps physique daf may fàttali benn bés am ndaw soo xam ne dafa doon waxtaan boobu moo ak jëkkëram ñu toog ñuy waxtaan ni mu am benn waay bu ne woon bu ñuy nekk ne dafa ne woon xaw ma ci bopp yàlla nangam ma reetaan fi nekk mel ni non moom xamul ni sax yàlla amul bopp quoi ndaw si ne ma lu tax nga ko ma ni ko mais c'est parce que amul jëmm mu ne ma non mais lu tax loolu lu tax nga ko ma ni ko non defal nag léegi dès le départ damaa bëgg nga jàpp ne maanaam nga jàpp dès le départ que ni lii ma lay wax nii nekkuma di waxtaan ak yow parce que damaa bëgg ñu waxtaan ak dama lay expliquer loo xamante ne xamoo ko nga war a déglu ma wax la ko loolu parce que loolu il faut mu am parce que sinon dañuy foog ne da ngeen di waxtaan quoi et que da ngeen di joxante échange d'idées la. voilà non dama lay expliquer pour nga comprendre voilà léegi lu tax yàlla ak nga ni yow yàlla amul jëmm. parce que nga wax ni mën na présence bi ku nekk wala ci monde bi yëpp. non mais loolu ci meloom yi la. Attention, ça c'est les attributs, ces noms et attributs. À travers ces noms et attributs ci la manifesté yoo fu nekk loolu moom moo tax ñuy faral di tere expression comme par exemple yàlla mu ngi fépp parce que sinon ami bi bu ko déggee ami bi mooy ki jàngul wala ki nga xam ne njàng na mais njàngam soriwut
wala boog jàngam sori na waaye soriwul ci domaine boobu domaine théologie day foog ne yàlla mi ngi fépp li muy tekki mooy dafa tasaaroo en tant que benn physique bu tasaaroo fépp voilà alors que li muy tekki rek mooy à travers ces noms attributs donc ces noms et attributs se manifestent partout loolu lay tekki léegi mais lan moo tax amul jëmm mais lu tax amul jëmm parce que duñ ko gis kese mais ñun ñun am na mbir microbe yi ñun duñ leen gis te pourtant am nañ jëmm am na yeneen mbir yoo xamante ne am nañu jëmm te ñun duñ leen gis parce que ordre maanaam longueur d'onde yi nga xamante ne moom moo mën a tax ñun ñu mën a gis longueur d'onde yooyu ñun voilà amuñu ko maanaam suñu vision mënu ko am mais ñun par exemple am na yoo xam ne ñun mënuñu ko gis yenn animaux yi dañ koy gis et cetera voilà kon loolu du mooy raison bi tax yàlla amul jëmm ah Allah voilà maanaam la ah physique dafay soxla lan te yàlla amul mais lan moo tax matière googu ñu maanaam waaw li nga wax maanaam waaw soxlawul matière pour exister loolu lu koy wane lan mooy wane ne yàlla soxlawul matière pour exister ah voilà lu créé wu la voilà et que yàlla mooy créer c'est-à-dire que en gros lii la mooy ne yàlla su amoon physique boo gis dafa am lu mu composé wu. ah. physique fu mu am na fu mu xaj. non mais attention parce que boo jëlee jëfandikoo baatu xaj dafa subtil. Un physique il doit être contenu quelque part alors que yàlla non voilà maanaam mënuñoo imaginer dara lu am physique ba pare amul volume bu muy occuper ci espace bi voilà te amul volume bu muy occuper ci espace bi voilà loolu moom xam nañ ni mënta ne voilà tey par exemple kaas bi nii gobelet bi ni mu exister nii c'est parce que am na lan am na volume bu mu occuper ci espace bi maanaam mënumaa imaginer existence volume bi existence su kaas bi sans imaginer waale en même temps fi muy occuper li muy occuper ci espace bi voilà mais ça c'est pas une démonstration. Voilà mais loolu ah voilà. Ça c'est pas une démonstration parce que tu pars du postulat que. Exactement loolu laa wax nag voilà alors que loolu moom moo tax loolu du démonstration bi bi mooy ne su amoon physique day am composé parce que lépp lu am physique am na ay éléments yu ko composé et que éléments yooyu ko composé ñoom ñoo tax mu mën a ne et que su fekkoonte ne kon yàlla dafa am physique li muy tekki mooy avant élément yooyu ko composé di dajaloo pour mën a créer wu mooy yàlla existé gul woon loolu lay tekki et que kon bu fekkente ne existé wul woon moment boobu kon lan lay tekki mooy ne am na départ am na fu mu tàmbalee te am na fu mu tàmbalee jëmmi wax ji am na fu mu tàmbalee mooy jëmmi liy wane ne am na fu mu yem waaw lépp lu am fu mu tàmbalee day am fu mu la fu mu yem voilà te loolu mooy wane ne maanaam kon jëmmi kii boobu mooy wane ni kon dafa ba pare bu fekkonte ne loolu am na bu fekkonte ne kon maanaam yooyu dañoo composé woon kon ba mu mën a ne loolu li muy tekki mooy avant muy nekk ah looloo ko ëppoon doole te looloo fi nekk te kon bu boobaa moom dafay soxla ku ko defar parce que sinon mënuñu imaginer loo xamante ne dafa am te dara amalu ko voilà et donc ce qui veut dire que moom existence am dafa lan dafa pré-éternel ba pare dafa absolu mooy amul lu ko composé looloo tax baatu samad as-samad di tekki loolu di tekki ci absolu di tekki loo xamante ne amul biir amul biti yàlla loolu la amul biir amul biti amul kaw amul suuf voilà
aywa léegi li ñu doon wax ba yegg si ci loolu ah non 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 loolu après waaw. en tout cas am na benn terme bu wax tashbih waaw. ah masha Allah yow yaa ngi suivre. voilà. voilà. exactement. voilà mu ne am na benn terme boo wax tashbih. voilà. voilà salaf salih kon ñoom seen boo xoolee seen vision des choses ñoom tout le temps dañ naan la gëm nañ yàlla li mu wax gëm nañ comme li imam Shafi'i gëm naa li yàlla wax gëm naa li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam maanaam gëm naa ni yàlla wax gëm naa yàlla gëm naa ni ko li yàlla wax ak la mu namm ca la mu wax gëm naa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gëm naa li yeneen sallallahu alayhi wasallam wax gëm naa la mu namm ca nam ko waxee maanaam boo xoolee kon ñoom façon vision boobu lañ daan wax voilà ñoom dañ naan waa ñun de gëm nañu yàlla gëm nañ tamit lépp loo xamante ne dikk na ci téeram bi wala ñu mu ñëw ci làmmiñ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm nañu ko ci lépp lu mu wax ci yàlla duñu ci wax dara ñoom daanuñu def loolu daanuñu ci wax dara dañ naan ni ñu ko daan jànge noonu la ko daan jànge ngëneel ci loxol yàlla la ne duñ fi nekk di wax di seet lan la war a tekkiwul lii ñoom daal ni ñu ko déggee noonu lañ ko jàppe tout en sachant que ni tekkiwul comme membre bi voilà al ñi ta'wil ñoom gis nga li wax nañ la sànq li ñu koy ñoom ni ñu koy interpréter ñi def tafwid ñoom dañ naan xam nañ ni tekkiwul membre bi mais xam nañ ne am na lu muy tekki mais ñun xamuñu ko kon dañ koy jàpp bàyyee yàlla boo xoolee moo tax méthode boobu salaf salih ñoom boobu lañ daan gën di utiliser surtout sax biñ gën a jege mooy bi akabiru arif yi ne di wax ni mooy bii ñuy gis bi ñu nekk di gis ñun façon vision boobu moom mooy bi gën a mucc façon vision boobu mooy bi gën a mucc ci melo yàlla yi ak turam yi voilà mooy ne réalité la boo xamante ne ñun daf ñu dépasser parce que monde bi muy manifesté woo ñun saisiruñ ko ba mu def ñu yàlla may ñu saisir ko voilà ñu voilà ni et que voilà maanaam compréhension bii ñu ci war a am ni mooy la bonne compréhension qu'il faut mais comme que du compréhension boo xamante ne dafa adapté à tout le monde et que du accessible à tout le monde loolu moom moo tax mu nekk loo xamante ne ñoom dañuy préférer bañ cee wax parce que dañuy xam ne seen wax day tasaaroo ci awaam yi ñëpp di ko xam mais comme nii nga xamante ne voilà compréhension bi ñu ci am ci expliquer ne que ni ci alamul xayaal la et cetera et que foofu parce que foofu la manifestation yi di amee di kii et cetera loolu moom moo tax muy mën a nekk réalité boo xamante ne ñun duñ ko gis ak suñuy bët nii di ko dégg suñuy nopp mais ak suñu xol lañ koy gisee c'est une réalité bu ñu gisee ak suñu xol soo arrivé comprendre li ñu expliquer nii soo arrivé comprendre ko depuis bi ñu tàmbalee tey ba bi ñu pare nii su dee comprendre ko loolu lu muy tekki mooy ne am na benn dévoilement bu la yàlla defal maanaam benn rideau bu nekkoon ci sa bët xol bu yàlla yëkkati ba nga mën a mos maanaam ba nga mën a goûter réalité boobu loolu lay tekki voilà léegi tashbih mooy ma jël melo yàlla maanaam ma ne comme lii nii comme li ñu gis nii maanaam man ma jàpp ne comme yàlla wax na ne da koy def man ma jàpp ne ma imaginer ci sama xel ne man nii laa mel wala maanaam nii laa defee wala boog ma ne comme bu dee ngëneel ci loxol yàlla la ne ma imaginer sama xel ne comme man bu ma nee sama loxo bi lii lay tekki mais yàlla tamit am na loxo boo xamante ne dafa aju ci jëmmam maanaam ci essence am gisoo loolu foofu nag la wuutee ak gis-gis du aarif yi ne fan lañu wutee c'est lu essentiel la aarif yi ñoom dañ xam ne yàlla essence am en tant que essence dafa nekk dans le mystère total mystère total amul kenn ku ci am accès amul l'essence divine est insaisissable inaccessible par tout le monde
voilà dans le mystère du mystère du mystère dans le très fond du mystère foofu la ne mais lii yi ci des yëpp di manifesté wu du essence bi lan la az-zaatu wa al-asmaa'u wa sifaatu ce sont les noms turu yàlla yi ak meloom yi la et que donc tout tourne autour de la looloo tax maarifa du traité essence yàlla maarifa jëmmi maarifa xam nga lan la buñ naan diw aarif la mooy il arrive à déceler et à connaître et à comprendre la manifestation des noms et attributs divins c'est ça la connaissance loolu moom mooy maarifa loolu mooy maarifa voilà loolu moom moo tax ilmul barzax maanaam ci alamul barzax alamul xayal xam-xam bii moom mooy li contenir la connaissance voilà léegi lan moo wutale gis-gis bii nii ak tashbih tashbih ñii def mooy mushabbiha yi mushabbiha mooy les gens qui font le tashbih c'est-à-dire le tashbih en français c'est l'anthropomorphisme voilà mooy ma jël melo yi yàlla melo mbindeef yi ni ma koy comprendre ma associer ko ak melo yàlla par exemple tey bu ma nee ñoom comme wahhabi di ni ñuy def ñoom dañuy wax ne yàlla bu nee am na loxo rek ñun dañuy gëm ne loxo la mais ñun lan mooy xoolal lu ñuy wax xamuñu nu yàlla mel moo tax xamuñu loxoom ni mu mel parce que xam nañ ne loxol nit ak loxol gaynde ak loxo fas du benn dégg nga raisonnement bi loxol nit ak loxo gaynde ak loxo picc loxo fas du benn au moment où xamuñu kon na yàlla mel noonu la ñu ñàkk réeree nan la loxoom mel donc ñoom loxo boobu dañ jàpp ne physique la voici loolu moom moo tax ñoom ñu def tashbih looloo tax ñu nekk ci erreur c'est-à-dire que fi ñu juumee mooy le fait que ñu associer cela pas aux attributs et au nom mais dañ ko associer à l'essence alors que bu dee waa ak aarif yi ñoom dañ ne non l'essence beneen affaire la qui est absolue insaisissable méconnaissable illimitée voilà indéfinie voilà yàlla rek moo ko xam moom rek moo ci am accès et c'est fini dans le mystère du très fond du mystère des mystères contrairement ak lan ak turam yi ak meloom yi nga xam ne dañuy manifester et à travers manifestation turam meloom yi dañuy xam ne tur yàlla par exemple le fait que ñu gis maanaam lu rafet dañuy xam ne ndekete yàlla dafa rafet voilà ñu ko aljamal il a manifesté ça le fait que ñu gis ak mbaax nit ki ñëw baax reetaan kii wax la wax ju rafet wax ju neex defal la teraanga dañu waaye yàlla dafa tedd le fait que ñu gis nit koo xamante ne dafa am doole kàttan du gii di def lu ko dañu xam ne yàlla tamit noonu la mel dafa am kàttan dafa am doole dafa et cetera le fait que ñuy gis maanaam loolu parce que yàlla mooy manifester ses noms et attributs à travers ses créatures loolu et à travers toutes choses et événements loolu moom mooy gis nga loolu soo ko saisiré et que dans toute chose ngay am présence d'esprit boobu présence du cœur bii mën a gis loolu boo demee ba mën a def loolu mooy aarifa loolu mooy maarifa loolu mooy maarifa c'est ça du loo xamante ne du lu gars yi di làqatu di kii du loolu de non si il faut mu leer. degré de compréhension. degré voilà non degré de compréhension la mais qui demande un dévoilement. Qui demande un dévoilement. Voilà parce que xoolal yéefir bi moom il ne pourra jamais gis nga mën na dégg wax ji junni yoon jamais il pourra avoir accès à ça. Pourquoi? Parce que moom mënta comprendre loolu maanaam loolu dafa rëy ci moom non c'est la nature moom loolu la koy tudde c'est la nature qui fait les choses moom voilà amu fii bu fi kenn wax leneen leneen loolu fi wax da ngeen di yàq c'est la nature bala maa dee ñu naan Dieu yéefir bi moom noonu lay gisee affaire bi voilà parce que mënu ko comprendre tu vois parce que il n'a pas ce dévoilement là amul dévoilement boobu ah
faut que l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. exactement. Voilà, donc il faut que ñu comprendre loolu. Attention, ça demande un dévoilement et parfois un dévoilement mais bu kawe. léegi ce dévoilement pour l'avoir quelle est la stratégie? Voilà, il y a dévoilement boobu méthode yi loolu moom mooy tarbiya, c'est-à-dire loolu tax ñuy def tarbiya, c'est l'éducation spirituelle à travers ou entre les mains de maîtres connectés. Maintenant méthode yi maître boobu di utiliser dafa bari. Voilà, dafa bari. Am na ñoo xamante ne dañ lay zikarloo, am ñoo xam ne loolu mooy seen méthode, donc dañ lay zikarloo. Am ñoo xamante ne seen méthode mooy dañ lay dañuy fexe defar sa jikko yi ba pare, et cetera yooyu. Am ñoo xamante ne seen méthode c'est plutôt un enseignement là, c'est-à-dire que moment bi ñu lay jàngal affaire bi moment boobu la ñuy def en même temps la ñuy déverser maanaam la ñuy déverser les flux lumineux ci sa xol en même temps dévoilement bi exister. c'est que ni ngay déggee wax ji moom ngay comprendre réalité bi. Voilà, am na ñoo xamante ne donc ñoo xamante ne tamit méthode yu bari la ñuy utiliser am na ñoo xamante ne tamit ni ñu koy amee mooy juste par himma mooy le yitte lañ koy wax mais am na kii bu ma bëgg a wax ci xaw ma kii baatu tubaab bi. Voilà, en tout cas c'est quelque chose boo xamante ne le fait que mu toog xalaat wala mu xool la wala mu maanaam à travers loolu da lay mën a defar. Voilà, waaw am ñoo xam ne par le regard, am ñoo xamante ne par nuyoo bi ñu lay nuyu, am ñoo xam ne par le fait que ngeen waxtaanoo, am ñoo xam ne par le fait que ngeen toogandoo lekkandoo, am ñoo xam ne et cetera maanaam façon yëpp am nañ. Am na nag maître yoo xam ne am na ñoo xamante ne nag à travers toute chose mën nañ la ci defar. Donc am na ñoo xamante ne donc amuñu méthode boobu précis. Ñoom daal tout dépend rek ci xaal bi leen yàlla dikkee ci moment bi et que xaal boobu la ñuy dindee voile ba. Dafa mel ni la voie c'est à travers le soufisme dafa mel ni il faut toujours un maître. Ouais. Kon koo xam ne nekkul dans le soufisme mënu am yenn dévoilement yi su amulee cette idée de maître connecté. Si mën na am une part de ces dévoilements mais pas le dévoilement totalement. Déedéet mënu ko am voilà mais dañu bari am na ñoo xamante ne dañuy tarbiya mais des centaines ou des milliers de personnes sans nit ñi xam kan la sans nit ñi xam leen ni ñu toogee noonu la ñuy tooge nekk ñu simple comme tout le monde alors que ñu ngi defar ay junniy nit en même temps mais par des canaux yoo xamante ne ay canaux yu physique la. ah. ah. waaw. Barzakh mooy en fait genre zone tampon la entre benn milieu comme suñu milieu réel bi ñu nekk nii. ak le milieu kii alamul xayal boobu. non alamul xayal ci boppam mooy Barzakh. Voilà, c'est-à-dire Barzakh c'est un kii tampon la maanaam donc intermédiaire la entre deux mondes quel que soit entre deux choses différentes Barzakh kii la ci. Barzakh mooy lépp lu dox entre ñaari mbir loolu la ñu tuddee Barzakh gis nga tey xoolal frontière ñaari diggante ñaari réew Barzakh lañ koy tuddee gis nga miir bu dox diggante ñaari kër Barzakh lañ koy tuddee gis nga tey boo xoolee am na benn jour maa ngi am fu ma dem ci campagne bi gis kër boo xamante ne mais lu yéeme loolu daf ma delloo vraiment ci alamul Barzakh maanaam kër gi boo xoolee kër gi nii la demee nii comme nii mur bi nga xamante ne maanaam beneen kër gi ci des tabax bi nekk nii
tabax bi ci jardin wu kii la ne maanaam mur bi nga xamante ne moom mooy muru waajee bi tëj kër ga la ci jardin wu kii la ne maanaam bâtiment bi laa bëgg a waxuma kii bi clôture yi mais maanaam muru tabaxam comme ni ñu mel ni tey fi mu toll fii nii comme fii gis nga ci suuf boo duggee xam nga fi ngay njëkk a dugg avant nga yegsi. waaw hall bi. hall boobu noonu par exemple moom mooy jardin wu beneen kër gi ci jardin wu beneen kër gi la bokk. mais que mur bi maanaam boo fii nii mur bi mais comme fii dafa tëju foofu kër gii la bokk beneen kër la c'est-à-dire que même mur bi en même temps mën nga ni ci kër gee la bokk mën nga ni ci kër gii la bokk après ma laaj borom ne ko mais est-ce que ah. voilà léegi. il y a pas de séparation mu ngi ñëw rek tabax ci këru jaamu. voilà. waaw dafa dellu ndax waaw. mais xam naa ko. tu peux pas casser ta maison parce que tu casses. voilà exactement voilà boo tojee sa kër beneen kër gi da nga koy tojaale. voilà ah. dañuy bokk miir. non pas bokk mais maanaam yow bâtiment bi ngay tëdd bâtiment bi ci jëmmi boppam ci jardin wu keneen ki la maanaam ci espace. voilà ci beneen espace bi la nekk. voilà maanaam tey bâtiment bi su ma ko doon daaneel foog en fait en même temps maa ngi tojaale miiru jàmbur. voilà tey voilà. non doo toj miiru jàmbur mais beneen waa ji bu laalee foofu noonu dina laal sa kër maanaam bu rëddee bu dessiné foofu rek mooy sa kër lay taxal waaw su suffit mu def benn dessin ci mur bi mooy sa kër la taxal. voilà maanaam barzakh mooy loolu maanaam loo xam ne mënta bokk fii maanaam mënee fu koo boole fee mënee fu koo boole fii ba pare en même temps mën nga koo boole fee boole ko fii. Parce que tout à l'heure tu disais par exemple les musulmans ne peuvent pas avoir accès à ça. Quand tu regardes par exemple dans. Non, ce dévoilement là oui. Parce que quand tu regardes dans certaines par exemple. Des films, des séries à la télé par exemple. Ouais. Dans ce monde imaginaire. Les références, il semble. Films à la télé. Non mais ce monde imaginaire là, tu vois, il y a des scénaristes qui l'ont, même s'ils savent pas ce que ça veut dire, mais ils l'ont pensé par exemple. Parce que tu vois les. Mais il voit quoi? Il montre quoi? Qu'est-ce qu'il montre? Bah, par exemple, tout à l'heure, je parlais du miroir, quand on se voit dans le miroir, ouais. Et qu'on se voit plus. Ça, c'est... En fait, il y a des mondes imaginaires entre le réel. Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont pensé, par exemple, le film, ouais. Ils ont pensé à ce monde imaginaire entre le réel et l'au-delà. Mais ce qu'ils n'arrivent pas, ce qu'ils vont jamais arriver à comprendre, c'est exactement ce que j'ai dit qu'ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire voir les noms et attributs divins à travers tout cela. Oui. Voilà, c'est ce dont que j'ai dit que c'est une chose qui est inaccessible aux mécréants. Et c'est ça, parce que côté boobu rek la mécréant mënut a am. Loolu moom moo tax léeg-léeg yeneen côté yi yéefar yi mën nañu ko am parce que le mécréant peut avoir une spiritualité. Comme yenn bouddhistes yi, comme yenn prêtres yi, yenn rabbins yi, etc. Ils arrivent à avoir une solide spiritualité. Parce que la spiritualité c'est quoi? C'est juste le fait de dominer l'ego. C'est-à-dire que nit ki bu demee ba nga xamante ne esprit kiiwam ruuxam moo dominer bakkanam, moo dominer yaramam. Et là, il faut avoir accès à beaucoup d'autres choses. Xoolal ci koo xamante ne tey, imaginez koo xamante ne tey mën na toog fii nii gis univers yu bari mu ngi koy gis di gis mën na toog fii di gis ay addu maanaam dëkk yu bari la fay xew toog fii par exemple gis li xew États-Unis nii mais li mu dul gis mooy turu yàlla tey par exemple gis nga fii nii buñ fi bindoon benn turu yàlla nii muy jàkkaarloo moom du ko gis pourquoi? Parce que justement moom sa
son illumination, ou si on peut s'exprimer ainsi, est ténébreuse. Voilà loolu rek la loolu moom moo tax côté boobu yéeféeree julli ñi ñoo ci am mën na kii ni mu ko mën a amee noonu la ko mën a amee may toog ngay xalaat may xam li ngay xalaat di ko gis ni loolu jullit mën na ko am yéeféer mën na ko am waaw. sauf que différence bi da nga ne rek en fait li am ci alamul xayal moom ay conséquences alamul xayal mooy am fii sauf que ki koy xam. voilà ak moo ko xam ak ki ko xamul xamul. voilà et que tout n'est que manifestation des noms et attributs divins là voilà loolu la jullit bi di mën a xam c'est-à-dire c'est celui qui est dévoilé pas tous les musulmans, celui qui est dévoilé. Et que celui qui est voilé ne voit jamais ça, il ne voit que le monde matériel. Pour moi, monde matériel rek am du gis réalité. Voilà. Mais de temps en temps mu gis ko selon son niveau, parce que de temps en temps Allah se manifeste de manière tellement claire que mënu ko bañ a gis. Mooy comme li mu doon wax sànq nit ki am problème jafe-jafe jékki-jékki yàlla indil ko solution mu ne yàlla dikk na là il voit la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette manifestation là il le voit maintenant mais gisu doonu ko woon gis doonul gis ne ndekete mais tous les jours yàlla dikk. Voilà exactement yàlla mosu fay jóge mais voilà mais moom mënu ko gis il ne voit que quand il est dans les difficultés et que après génn na ci lay doog a gisee c'est là où la manifestation devient vraiment claire manifeste. baax na waaw ñu am foofu inshallah Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.